Basic, Blackpool, EMA, école des métiers de l'automobile ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. jërëjëf mbokku téléspectateur ñu amati mbégte ñu ñëwaat ci l'œil du tigre gis-gis bu xarañ la boo xamante ni nii borom xam-xam moo koy gis ci làmb nga xamante ni moo di suñu sport traditionnel et l'œil du tigre baaxoo talaata bu jot ñu ñëw di waxtaan ak yéen ci làmb di indi ay débat di indi lépp loo xamante ni dafa bokk ak ñun xam ngeen ni mardi bi passé gis ngeen li nga xam ne moom lañ leen noonu leen fi jotu liggéey ci l'œil du tigre ak la TFM loolu lépp lañ leen indil li ko waraloon mooy màggal gi te xam ngeen ni ñu ngi jëm ci gàmm ñu ngi jëm Tiwaawan ñu ngi jëm Kaolack ñu ngi jëm Njaasaan ñu ngi jëm ci dëkk yu baax yi nga xamante ne ni mag ñu baax ñi liggéey nañu bàyyi fi te lépp nag ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral mbokk yi tamit ñuy dellu si waat di ñaan ci ñu jublu yàlla na yàlla def ñu dem ba egg ci te lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu di profité di ziar xalifa yépp nag di leen ñaanal te it di leen jox seen wàccuwaay ndaxte ñun dañoo war a sant yàlla bis bu jot ma wax ko ndaxte bu la yàlla mayee ay kilifa yoo xam ne boo naree réer ñu indiwaat la wala boo demee ba xamatoo foo jëm nga dem ñu won la yoon loolu dafa jara sant yàlla ñun diine gi ak aada gi am na ci loo xam ne fu mu toll rek mënu téye ndaxte fii ma taxaw bu ma neexee ma woo séeréer ni ko xasal ma alpulaar yi coow du jib bu ma neexee alpulaar ñëw wax lu ko neex séeréer coow du jib te am na réew yoo xam ne guerre civile la fa xeex la fa donc ñun suñuy mag liggéeyal nañu liggéey boobu ñunu liggéeyal nag ñun ñii ñoo ko war a mën a téye ci jàmm di ko dox di ko wax loolu moo mën a tax suñu réew mën a développer réew moo dégg mu développer rek dafay am lu koy indi mooy nit ñi bokk xol yu baax yéenante jàmm tey xool lan mooy tax réew ma yokk kon ñu ngi gërëm bu baax suñuy mag yi démb ñuy ñaan nag suñuy mag yi tey ñoom tamit ñu topp ci tànk yooyu te yaakaar naa ne ñaan googu mat na sëkk mbokk yi ñu am mbégte lool ñëw ci l'œil du tigre tey ñuy waxtaan nag ak ki nga xamante ne nii moo tax làmb am bu dul moom làmb du am bu dul moom promoteur du dem jël xaalisam di ko yóbbu fenn kooku mooy amateur ba tax ñu xool association yi nekk ci biir làmb ci te association yooyu yëpp amateur ko tax a jóg ñu ñëw ñu toog ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom seen xalaat ci fi làmb toll ban gis-gis lañ ci am seen xalaat ci pourquoi association yu bari yi lu tax doonuñu benn mu doon benn association kese lu tax mu am ñett ba ñeent ba juróom ci ay association ñu waxtaana noonu ci làmb ji mi ngi waaju ubbi mais ñoom nan lañ gis ci combat yi lan lañ gisee mbëru tey lan moo waral yenn combat yi yéex ndaxte heure bi daana fekk combat yu bëri taxaw lan moo ko indi loolu lépp ñoom it dañ ci am xalaat waxoon naa leen talaata bi passé dama am ñaar ñoo xamante ne ni ñoo ma daan wéttali te bii dama leen a mayoon congé ñu dem noppalu dallu ndax màggal gi moo ko waroon dellu si waat nañu ak seen xam-xam alaaji Papa Dieng ñu koy nuyu bu baax moom tamit mu ñëw dellu si waat ñu koy ñaanal jàmm ak wér mu doon sunu mag ju baax te it saa su ne muy génn xalaat boo xam ne day dolli te nee nañu ku yokkul yaa wàññi ak ki nga xamante ni mooy le tigre de Fass Moustapha Gueye ma nuyu ko bu baax ndaxte moom bu leen waxee ni bu nee l'œil du tigre turam la Mbay Fall jël gis-gisam ak xam-xamam ak xarañam ba moo waral li nga xam ne mooy l'œil du tigre ma taxaw fi man nag nekkuma fi lu dul séddale rek séddale borom xam-xam yi di leen jox seen wàccuwaay invité nañu fi tey Doudou Diagne Diecko mooy président association des amateurs mi ngi toog invité nañ fi Amadou Mbaye président des amateurs de lutte authentique mi ngi fi toog invité nañ fi Doudou Faye
président amateur lutte traditionnelle invité nañ fi Gora Ndoye moom jeune amateur ndaxte gis nañu ci làmb ji léegi gis nañu ay xale yoo xam ne ñoom booloo nañu doon benn di jàpp ci làmb ñii fee lan bokk ñii bokk ci Bawol ñii bokk Pikine ñii bokk fu ne ñu ñëw dajaloo def seen association ñooñu lañ fi invité waaye nag am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci lépp loo xam ne jëm na ci li ñu yëngu te ñu ko bëgg. Baye Fall mi ngi fi bokk na ci Iran Sène moom tamit bokk ci écurie yi bokk ci làmb ji ñu yàgg ko di gis bokk na ci Ousmane Ndaw mi ngi fi Ousmane Ndour mi ngi fi Congaan Faye mi ngi fi Khadim Diakhaté mi ngi fi Mor Sey ak Moussa Thiam moom it bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ànd ak association des amateurs de lutte bi du jànje ko jiite mbokk yi loolu mooy li nga xamante moom la ñu fas yéene waxtaane di jaale sëriñ Abo Mbàkke waajuram bu jigéen bi génn àdduna ñu siyaar ko bu baax ndaxte sunu sëriñ la sunu xarit la te lu mu ni mel bu amee yaakaar naa ne sunu xel war naa mën a dem ci moom di ci ziyaar waa Touba yëpp ndaxte soxna su baax la woon te soxna sëriñ Fàllu Mbàkke la woon te it boole ci di sëtu maam Cheikh Ibra Fall danoo jël doomi sëtu sëñ Touba ak sëtu maam Cheikh Ibra Fall boole leen maam say kooku mooy ki nga xamante ni moo génn àdduna ñuy jaale tamit Cheikh Saad bu Sàmb ndax Mbay Njaay Sàmb nekkoon ndaanaanu woy bu jàppee njabootu Cheikh Saad bu njabootu yonent bi nga ni moom rek la man bu duggee Touba noonu bu duggee Njaasaan noonu Mbay Njaay Sàmb ñëpp xam ko yàgg nañ ko géewal yaakaar naa ni Moustapha bu dee fàttaliku na ko Mbay Njaay jàngal na Mbay Guèye Tigre de Fass foofu ci Fass kon ñu ngi koy ñaanal di jaale Cheikh Saad bu ak Mamadou magam Mamadou Samb ñu ngi koy jaale bu baax ci génn àdduna Mbay Njaay Samb moomu yàlla na ko yàlla xare àjjana te loolu lañ koy ñaanal mbokk yi kon noonu la ñu fas yéenee waxtaane Alaaji Papa Dieng tey amateur moo xewle amateur yaakaar naa ni mooy làmb ndax boo tëggee làmb te gisoo amateur làmb ji du neex déedéet ndax mbër bala moo kontaan bu duggee ci làmb dafa bëgg làmb ci fees dell ñu tuus di xool ñu koy tàccoog ñu koy yuuxoog ak ñi nga xam ne dañu ànd ak moom ak ñi nga xam ne tamit dañu ñëw pour seetaan si li ko war waaw loolu moo tax amateur am solo dafa am solo trop ci làmb je crois que élément bi nga xam ne mooy élément bi ci ëpp solo sax la ndax mbër mi ak ki nga xam ne moo yore làmb ji bu doon ñoom ñaar rek ñoo fa nekk dara du neex tëgg meeg lépp li koy indi rek mooy mbooloo mi te da daan sañse nag dañuy sañse sax ba léegi de est-ce que ba léegi ñu ngi sañse ñu daan sañse ba léegi amateur yaa ngi sañse parce que amateur yi mooy presque li du jànje ko di wax souvent nit ñi amateur du yàq làmb ndax mooy bëgg-bëggam daf koy waajal ba bu bés ba jotee bu sañoon dafay nekk lu am solo loolu tamit dafa am solo ci làmb ndax bés dañ koy màggal te amateur dafay màggal bés yaakaar naa ne lu leer la amateur mbër bu duggee ci làmb xool amateur yi làmb ji fees relation mbër beeg amateur yi waxuma sax mbër bi ak supporter yi mais mbër beeg amateur u làmb Moustapha macha allah asbekaay waaw dèjà rek damay nuyu assistance bi ñu ci bu ëpp ci ñi nag sama génération lañu du jaar nañu fi bëri ci làmb en tant qu'amateur Moussa même chose Amadou même chose ñi ci des nag xamee naa ci làmb ji waaye jotu ñoo ne lëkkaloo ñenn ñi sax peut-être maa leen ancien un peu ci làmb ji Hadj Bécaye amateur vrai amateur moo tax ñuy wax léegi nag fan si club ba ñuy wax mais les vrais amateurs vraiment motivation bi ñu jox mbër jàppale ba ñu daan jàppale mbër ak ànd bu sees la ba ñu daan ànd ak mbër dafa xaw a raar léegi ci làmb donc ñoom pàcc bu am solo lañu bu am solo ci làmb lañu ndax li ñuy dégg rek bu ñu xëyee la matin assistance ba ñuy def pour làmb ñoŋ tribune 7 attention Bécaye yu tam bokkoon nañ ci xale yi daan yor morceau di fomp arène Maxari Thiam avant ngeen doon mbër waaw di fomp di fëgg lu ñu amat 20 personnes ku ne ci tribune fëgg ba mu set su ngoonee mooy doon sa billet bi ngay duggee ci làmb ñenn ñi yore ndënd randang ku mel ni man ànd ak ba góor gi daaw da mbay boo doon nagee ngoon am nga mooy valider ses billets donc nag amateur nag vraiment ñun war ngeen delloo njukkal bu baax a baax te xam ne war nañu delluwaat cosaanu li tax ñu amateur léegi nag le monde est devenu moderne waaye amateur lamb daal vrai au vrai sens du mot ñoom du jaay war nañ ci liggéeyaat loo xamante ne dina tax ñu xam ne lii amateur lamb la
amateur lamb yi daanam ànd def seen association bu bokkul sax seen association lamb bi nii mais di def ay tour balaa ñoo dem lamb ji dem benn këru benn amateur fa la ñuy añe fa la ñuy ànd bu jëkkoon mag ñi sol casque et gants yi ànd sol ay grand mbubb yu rafet ay sabadoor yu rafet dem lamb loolu daana am est-ce que am na ba léegi du jàncee ko est-ce que amateur u démb bu tey ginnaaw bu ma la nuyoo benn la waaw Bécaye maa ngi lay fay di nuyu Moustapha Guèye di nuyu Alaye Papa Guèye di nuyu ñu fi nekk ñëpp di kontaan trop si émission bi parce que émission bi émission bu am solo la ñu ngi lay féliciter tey bi nga wooyee amateur yi ñu wax lan mooy amateur amateur nag Bécaye mooy nit ku baax rek bëgg lu baax xam lu baax du wax lu ñaaw du wax dara lu defar këram defar boppam defar lu mu bëgg muy làmb Moustapha léegi mu ngi koy wax amateur comme écurie Fass tey amoon na ku ñu wax dem benn tailleur boo xam ne Moustapha bu daanee écurie bi yëpp lay ñawal ay mbub loolu nag boo gisee amatul rajo yee bari télé yi bari ku nekk bëgg na mën a bu dee ku nekk dafa bëgg ne mën a amateur du dem parce que amateur yi benn bopp la ñu woon waaw kenn xajul seen diggante nag dëgg la duñu xuloo duñu xeex duñu def dara tey Amadou Mbaye mi mën na nekk faral keneen suba mu invité ko sama kër añ wala reer wala góoro mi wala keneen ak keneen wala Baye Fall mi wala Moussa Thiam loolu la amateur daan def dañuy bokk ndey bokk baay wóolunte te yàlla tax te yàlla tax dinañ ci ñëwaat te yàlla tax wóolunte te yàlla tax mais li may laaj est-ce que Amadou yow laay laaj bi amateur melokaanam moo soppeeku wala fan sa club bi dañoo ëpp doole lool léegi amateur. merci El Hadj Bécaye maa ngi lay nuyu di la sant di la féliciter ci sa émission bi nga tàmbali ci TFM bi nga fi ñëwee ba tey on a remarqué que émission bi vraiment audience bi dafa yokku. macha allah et que vraiment et c'est une émission qui est appréciée par tout le monde de la lutte. Que ça soit fii Sénégal à l'extérieur. Merci. ñëpp ko reconnaître vraiment. ñoo ngi la ci féliciter et di la ci encourager. jërëjëf. la ñaan non aussi du ma tiisaru mais jërëjëf. ñu ñaan mu jëm kanam. ñu féliciter aussi ce collaborateur yi. Moustapha Guèye. le technicien hors pair. le technicien de tout le temps. et votre penseur qui est à côté de vous muy. Alaaji Papa Dieng. Alaaji Papa Dieng. moo xam ni vraiment xalaatam. rafet na te macha allah. macha allah lu mu wax rek doo ci teg dara loolu macha allah. macha allah dëgg la. maa ngi nuyu aussi. ñi ma bokkal jotaay bi yëpp. Dour dafa rek la ci gestion bi la quoi. la gestion boo waxee gestion c'est-à-dire que léegi en fait boo xoolee le monde dafa nekk tendre vers modernisation. lutte bu ko defee mbër mi ci boppam en général dafa naan am amateur yoo xam ni ñii lii mooy seen bëgg-bëgg lii moo nekk ci ñoom mooy seen passion. mais loolu boo gisee léegi mbër mi ci boppam mooy jël un peu de retrait par rapport ak amateurs yi. mbër mi ci boppam mooy jël retrait par rapport ak amateurs yi à cause de xaalis bi nekk ci biir. lamb ci. loolu moo indi loolu et gestion aussi mbër mi au niveau de l'écurie aussi am na ay problèmes am na ay failles. parce que les écuries et écoles de lutte ñoom waroon nañoo def benn gestion boo xam ni dinañ mën a téye les amateurs de lutte ba nga xam ni dinañ am contact ak mbër mi ak contact ak écurie bi nga xam ni dinañ am ensemble boo xam ni du am benn faille. mais Amadou bu jëkkoon dama gisoon paa yi góor yi daan tëgg làmb dama gis seen diggante ak amateur mais sax xam nga am na combat yoo xam ne amateur a joxe xaalisam ñu tëgg làmb ji. waaw ay genre sekk montre yooyu. nekkoon Sandaga. ay béyeeru làmb la noonu te duñu woon ay promoteur. dañ daan ñëw juboo ak promoteur. paa yi bëgg tëgg. ñu waxtaan ak ñoom ñu jàppale leen ñu tëgg làmb. relation promoteur ak amateur boobu daan am est-ce que am na ba tey. non mënul am parce que maintenant c'est le monde du business. problème business. mais loolu business la woon ah. waaw mais business mais actuellement nii Bécaye les choses évoluent dafay dafa am évolution.
le promoteur ba nga gis bu ñëwee du jéem a xool dara lu intérêt noonu ngay xool fu muy jaar ba am xaalis. dem wuti sponsor dem kii donc collaboration ak amateur bi. du ko tellement intéressé il n'est pas tellement intéressé à ça li ko intéressé mooy gain bi muy am ci combat bi mu war a tëgg. ñu ko xool par rapport au sponsor par rapport aussi ak ay partenaires. mais il n'est pas tellement lié avec le spectateur. le spectateur muy amateur bi. Gora ma ñëw ci yow li ma bëgg a xam mooy yéen association des jeunes amateurs léegi ñoom dinañ ñëw parce que ñoom bokk nañu ci ndeyu mbill gi du Diagne ak Amadou association des jeunes amateurs association amateur authentique association amateur du Sénégal ñett yooyu est-ce que lu war a mën a yokk làmb la wala lu ko war a mën a delloo ginnaaw et puis pourquoi yéen bi ngeen ñëwee en tant que jeune demu leen ngeen affilié ci association des amateurs. tey jii nii association yi yaakaar naa ni bari na bariwul. ndax su ma juumlee ñun ñii ñoo nekk ci làmb. waaw lutte simple Amadou Mbaye ak président Doudou Diagne. waaye ñun yàlla dogal nag ñu nekk ay amateur nekk ay jeunes amateur di ñëw ci làmb chaque dimanche. du làmb bu mag rek moo ñuy indi ñun chaque jour ñu ngi ci làmb ji. yàlla dogal ñu dem ba benn instant ñu former suñu kuréel di yëngu ci wàllu amateur. waaw mais fekk suñu ay grand aussi. da ngeen leen a wóoluwul wala. waaw loolu question ñaa ko wóolu sax ndax ñoom suñuy grand yoo seen i revendication ñoom xam nañ leen bu baax. waaw ñu nekk suñu ay grand ndax ba ñu fa nekkee ba léegi ci luy defar rek ci la ñuy dox mais ñun aussi dañoo ñëw tamit li ñu wax ne ku yokkul ak yaa wàññi. ñu ñëw pour yokk ndax la moom yaakaar naa pàcc yi dafa bari daal alaay bekkaay waaw dafa bari ay pàcc waaw pàcc yi dafa bari pàcc yi dafa bari waaw. Amadou. pourquoi am association yi bari Doudou maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw pourquoi association amateur authentique association amateur nangam association lan la da ngeen a wóolu wonte wala. Bekkaay. waaw. seen tuweer jarul boxante. mu ne. seen tuweer jarul boxante. waaw. ñëpp am place ci làmb yi. waaw. man fi may xalaate kii mën na du xalaate foofu kii mën na du xalaate foofu kii mën na du xalaate foofu te ñu ñëpp suñu xalaat mooy jëmale làmb ci kanam. donc yàqul dara man li ma gis sama xalaat yàqul dara. mais bu ngeen booloo du gën a baax. benn la. est-ce que yéen a bokki revendication. donc mënuñu bokk revendication raison de plus moo tax nekk ñu benn. voilà ñàkk bokk revendication boobu te revendication yëpp war a doon intérêt amateur ak làmb. merci moom a ciy jaaxal. waaw non merci mënul nekk xam nga mënuñu nekk yëpp ñun ñëpp luy doxal làmb la ñuy wut mais ku nekk ak sa objectif ci li ngay wut. dañuy wut pour doxal làmb ji. waaw am nañu objectif ni lii ak lii ak lii moo suñu xalaat. kii itam am na objectif ni lii ak lii ak lii moo doxal làmb ak lii même chose. kon nag man je dis que ku nekk am nga ci place. ku nekk am nga ci place. ku nekk am nga ci place. ku nekk am nga ci place Doudou associé bi ngay ñëw benn association moo fi am góor gi Ibra Diop moo ko jiite woon. Aziz Mbaye moo nekkoon secrétaire général. tous les samedis j'ai invité Aziz Mbaye ci émission Air de Jeu ñuy toog di waxtaan ci làmb booba kenn fi ne léegi groupe yi bari na lu ko waral ni nga yoree moo teguwul ci yoon wala lan la. déet ñoom ku si nekk na la wax ne ku nekk kay jox nga ko parole ku nekk na wax ne Doudou ni mu yoree du yoon. ah non moom nee na bokk leen gis-gis. déet si ñoo bokkoon gis-gis. te yëkkatil micro. ñoo bokkoon gis-gis dañoo dem élection ma gañe ko. ñi fa nekkoon ñu ngi nii toog. ñoo àndoon mu nekk candidat ma nekk candidat ma gañe ko mu ne day def association man ñoom dañoo def assemblée générale ñu dem comité directeur ñu wax lépp ba mu mat kenn déggu sama baat ñu dem élection ma gañe ko kon kay moom mi ñu gañe moom waroon ñëw xam ne dañ ko gañe mu nag sportif ànd ñu liggéey bu ëllëgee élection jot bu ko neexee mu dem candidat bu gañee mu continuer tey da ngay xool Sénégal da ngay nekk parti politique ñu gañee la congrès nga dem former sa parti nga nekk syndicaliste ñu gañee la nga dem former sa syndicat moo tax syndicat yi bari lépp bari tey ñun bi mu fa fi nekkee man ak moom ñoo bokkoon bureau bi ñu ànd di liggéey keroog man bi ma Ibra Diop wooye dama day Amadou Way ma ne ko góor gi Ibra Diop woote na pour ñu dem defi assemblée générale na nga ñëw këram gël tàppe mu ñëw fa ñu toog ñun ñëpp ñu demandoo assemblée générale yàlla def ñu fal ma ñu bokk bureau bu ñu bokkee bureau mi jeex kenn moo rocceeku woon si bureau bi ne muy Xaye Guèye moo doon suñu trésorier yi yóbbaale suñu xaalis ah bon waaw
ne moom day former ral tey bégaay dégg ma li may wax nii du ma tëgg man du ma fen ñun ñëpp ñoo ànd. xaalis bi ñaata la woon. moo jarul bari ba xaw ma mbatalus ba sax 30 000 la fa def xam ma 50 000 mu yóbbaale ko. ah non ko xam naa da ko fàtte rek. non fàttee ko parce que nit ay nit xam nga man li ma nangu ay nit boo leen nawlantee ngeen ànd te yàlla tax bu tàggoo jotee liñ la dénkoon delloo ko seen borom nga dem. tabax si jot na ñuy bind Pape Diop ñuy may secours tabax si. waaw yi daan am. yéen a am ménager yeeg ñëpp man maa tax ñu lay dugg. kuréel yëpp laa si boole. ancien couloir amul ku ñu may. benn bés muy nekk si rajo yi di ma saaga ma ne amul problème mu ñëw gars yi ne duñ ko jox ma ne jox leen ko amateur la yóbbu mu may saaga amul problème. bu yóbbu mu nekk rajo yi di ma saboté mais na wax ak laayam taalam parce que la muy wax gëmu ko jox leen ko ñu jox ko ñu dem ba si kanam mu ne formé naa ral ñëw di rang pour ñu jox ko ma ne ko yow amatoo fi dara loo fi ut. bokkutoo ci. parce que bokkutoo si mais ba nga bokkee amicale des amateurs. ñu ngi lay jox léegi bokkutoo amicale des amateurs ne nga formé nga sa groupe bu ñu wax ral kon kay yow abal ñu. waaw. xam nga loolu aussi. mais non moom nekkatu fi léegi. waaw demal naa ko rek. waaw d'accord mais pour wax la rek ne man. waaw ñi ma àndal ñëpp dama leen nawloo. ku si am soxla du ma tëj sama portable. ku si am soxla boo ma wooyee ma wuyu la. mais boo ma bippee est-ce que affaire bi affaire soxla la affaire est-ce que du affaire défendre les intérêts. mais kaay ma wax la benn affaire les jeunes amateurs bii ngay wax. waaw góor ñi xam na. et góor bu mu la kii de. biñ may fal ba dégg man daal la may wax rek. waaw wuy ma amul assemblée générale bu mu amul carte amicale des amateurs. keroog ñoom bu ñuy former seen groupe woo na ma ki njëkk a fal nu mu tudd. Idaali. Idaali. ba ma déggee mbir mi mu ne ñu ma dégg rajo ñuy wax ma laajte numéro am woo ko mu ñëw sama kër toog mu ne ma ba may ñëw woowaaleel Massamba Dieye bi jiite groupe baax ñooñu ñu ngi liggéey si làmb lu am solo xale yooyu. mu ne ma wool kooku mu ñëw sa kër ma toog mu toog ma ne ko yow lan moo mu ne non Assane Ndiaye day tëgg làmb tribune yi supporters yi ne mu def ko 3000 yële mu def ko 5000 moo tax ñun ñuy former suñu groupe bopp ma ne ko promoteur bi uti xaalisam stade Iba Mar dafa xat fay ay mbërëm xaalis bu bëri nga ne yow léegi li mu daggee billet yi dafa yomb yow parce que yow da nga war a toog fii nga war a toog nga ne loolu ngay kaas mu ne waaw ma ne ko demal former sa groupe bu am nga si droit man loolu kaasuma si parce que promoteurs yi amuñu sponsor yéenay nekk si rajo yi tëggal leen ñu combattel tëggal leen ñu combattel mu uti xaalisam xamoon da ko leb xamoon nu mu doon demee xam ne stade dafa xat dafa bëgg a jénnee mu am si dara. et Doudou dinañ ñëwaat. nga ne non dama lay expliquer rek. waaw nga ne loolu mooy kii mu ne ma damay former sama groupe ma ne ko am nga si droit. mooy groupe bi booy di jiite léegi bi góor a jiite. moom léegi moom te kooku léegi promoteur la. bàyyi na groupe bi ma nga sa promoteur yi. kon dina wàññi billet. ça veut dire que kon nit ñu bari. mais moom dina wàññi billet. ah xaw ma de man daal mu ngi noonu. comme que promoteur la léegi dina wàññi billet léegi dañuy ñëw Amadou dañuy ñëw ci parce que il faut ñu wax. làmb ji association yu bari amalu ko njëriñ ci sama gis-gis. parce que damaa gis ni bu dee danoo dem assemblée générale ñu fal kenn ñeneen ñi génn c'est parce que am na programme bu kii ñu fal yor boo xam ne intéressé wu leen wala lan moo tax loolu am. merci voilà merci. xam nga dégg nga sànq mu ne dañoo dem assemblée générale mu gagné. liggéey naa ak moom pendant 10 ans 12 ans. mu ne muy jiite. ba ci assemblée générale bu mujj bi ñu demee assemblée générale dafa am ay irrégularités notoires et repérées. waaw des irrégularités. ci biir vote bi ci assemblée waaw la ñu constaté ko. bi vote bi passé j'ai fait une conférence de presse j'ai appelé tous les journalistes wax leen li nekk ci assemblée générale irrégularité yi ci nekk. j'ai pas reconnu le bureau. deux solutions moo fa mënoon am. mais yow ban irrégularité nga gis ci làmb ji. voilà merci irrégularité yi
irrégularité. waaw am na comité directeur. micro bi mu yéegal. irrégularité xam nga war na sax comité directeur. waaw. comité directeur bi ñëwee toog léegi nga jël bic di bind di effacé bind di effacé bind di effacé fi ñu toog di bind di effacé comité directeur boobu ñu jël bi ñu ko folle moom ay rajo yi ci nekk am na ñoo xam kenn mënu leen lire je défie kii ko Sonko dañ ko génne nan dañ ko génne je défie kii comme que soit li ma wax nii. amul. il faut que ça soit lisible, non? Voilà. Oui. Il y a des ratures. ci Oui. waay. am na ay noms yoo xam ne kenn mënu ko lire. kenn xamul ñan la. dañ ko retiré. waaw. dañ ko retiré. Ça fait pas foi au niveau de la justice. Je regrette, oui, je regrette ce que je dis. Li ma wax c'est clair, net et précis. Ensuite, Assemblée générale mooy fal. waay waaw. Assemblée générale mooy fal. C'est pas le comité directeur. C'est l'Assemblée générale mooy fal bu ñu fa jógee soog a def comité directeur. Irrégularité bi mu amee. comité directeur moo am ba pare assemblée générale doog a am. Voilà. te liste ba dem encore je répète encore. liste bi ñu ko fale. ay retiré ci nekk ba mu fees. cette liste là ne fait pas foi au niveau de la justice. je répète ce que j'ai dit. vote bi jaarul yoon. jaarul yoon. kan moo ko présidé woon Atoumane. ñu ngi fekkee. non non Atoumane. Atoumane nu mu foon. Atoumane moo ko présidé non. Atoumane moo nekkoon président séance. Atoumane. Atoumane. moo nekkoon moo nekkoon président séance. moo doon président séance. Atoumane dafa voyagé. dafa voyagé. Atoumane Gueye. moo doon président de séance. dafa. Je répète encore ce que j'ai dit. La liste bi ko fal c'est une liste qui a été retirée et falsifiée. Astafurlah. Je répète ce que j'ai dit. C'est une liste qui a été retirée et falsifiée. am na ñoo xam ne kenn mënu leen lire. Astafurlah. J'ai fait une conférence de presse à l'issue de l'Assemblée générale. te wax naa ko journaliste yi. Il y avait maintenant deux solutions. Astafurlah. waa Doudou déglu ko. Il y avait deux solutions. muy ban. Soit ester-les en justice. Écoutez-moi, laissez-moi mais Doudou Doudou ah demal amatu fi ah kenn du dem. waaw soit sportif quoi. ayca vas-y. Soit sportif bi ngay wax dama noppi yoo xamante ni bu sobi gëm mu ngi wax dama noppi. waay Soit sportif. waaw. ñaari solution moo fi amoon Bécaye bi même trois mooy lan ban ak ban. ester leen en justice. ah benn. ñaareel def une réclamation au niveau de la tutelle ou bien faire une association créer une association. Fait trois. Je suis resté 3 mois de suite avec samay nit ñuy réfléchir ñu ne c'est pas la peine ngeen dem ay justice di yéeg ak di wàcc. famille làmb la. jaru merci jaru ko. dem na ngeen former seen association comme ñoom. On a opté pour ça ce cas-là ñu dem former seen association am suñu récépissé dégg naa ko sax mu naan valable amuñu récépissé. mais seen récépissé c'est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Par l'État. Par l'État. Ah oui. Ah quand même. ana caméra bi waay. ni ma tàllal ko fii. mais dans ce cas Abdou Diagne tam foog mu génne récépissé am du génne récépissé am de. waaw mu ngi waaw vas-y. logiquement ah. ah. non nous sommes pas lii du réunion ah. lii du réunion lii wax émission la. émission la bu nuy waxtaanee. ku amul salu leer da nga koy génne ah. et Moussa yoroo micro da ngay bàyyi Amadou wax ba pare Amadou acca vas-y. On a eu d'autres récépissés. yéen am ngeen association. am ngeen këyit. mais est-ce que CNG reconnaître na leen. Bien sûr parce que affilié nañu CNG. affilié ngeen CNG. affilié nañu CNG et que ñu ministère bi ñu lay CONOS. waaw CONOS. reconnaître na leen. ñoom ñëpp lañ bind lettre yi ñu ngi ak ñun. yéen ñaata membre ngeen am actuellement. je ne sais pas actuellement nii parce que c'est secrétaire général bi ñoom bu ñëwoon na la wax moom ma géré. moom moo koy gérer moo ko géré. yéen nga am ay adhérents. bien sûr. mais loolu lépp les jeunes amateurs yéen du jox ko micro wala da nga bëgg a tontu léegi. oui parce que Bécaye. waaw. télévision la ñuy wax. waaw. ñun ñëpp ay doomu aadama lañu def naa ay jullit lañu. kii Baye Fall mii. waaw mu woon sa assemblée générale. TFM am nañu film bi. TFM
filmé nañ ko Medina nga foofu. filmé nañ ko te bañ koy filmé Xaye Gueye moom la àndal dana kenn du fi filmé bëgg a génnee caméra yi salle bi. buur mu ngeeg film bi. sama buur sa buur. comité directeur bi man mi di wax ak yow billaahi wallaahi wa taalaahi ba ñuy wax mbirum comité directeur. waaw génn ma sama làmmiñ. mais mu ne comité directeur warul jiitu. dafa jiitu assemblée générale déedéet texte yi ñii ñëpp nga fa woon. waaw xaar ñoom ñoo dàq la joxul déglu ma Atoumane Gueye. dama lay wax benn bi Atoumane Gueye moo doon premier moo doon président science bi. waaw moom la voté. yaa ngi dégg. le vote secret. déglu ma de déglu ma man wa déglu ma rek. waaw ña fa nekkoon salle bi yëpp xam nañu ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom. waaw ma ne man du ma xëccoo. Atoumane fekkee ànd naa ak moom moo xam nañ dem rek si vote bi. ba ñu demee ñoom ñoo def seen yëf ne comité directeur mooy njëkk a voté ñu dem si assemblée bi ñu dëggal ko am na wala amul yéen a nga foofu am na wala amul man waxuma ba léegi sama baat jógul. ñu ne ma looy wax ma ne man loo leen def ànd naa si. mais Bécaye. waaw ay jullit lañ. waaw lii amul salaire. moom bu dee dafa am PV boo xam ne. foo la ne dem tribunal man maa ko war a porte plainte man. du lu tax nga war a porte plainte merci lu tax. merci ñun suñu assemblée générale. amul Sénégalais bu nekk Ndakaaru Njaay yëgoo ko buñ koy gañe moom nii. fan la defee assemblée générale bu nit ñi yëg. fan la defee assemblée générale bu nit ñi yëg. dugg sa biir néeg wala sa kër nga réglé ne am naa siège sama kër. yéen seen AG. ñun suñu AG ministre de l'intérieur yëg na ko. ñëpp a ko yëg autorité yëpp yëg nañu. am y avait des policiers. policier nga fa. ku dugg am nga carte. am nga carte. bon benn. waaw déglu ma rek benn. waaw damay wax rek sama aqulay taala. waaw parce que man sama bàmmeel moo ma gënal affaire àdduna ji. waaw président amateur amul salaire amul dara yaay dee rek. yaa ngi dégg. dëgg nag yàlla moom la bëgg. waaw am na ku ñuy wax Abdou Ngom Ngomees mën naa ko jox léegi sa numéro. xaritam benn bakkan. xam naa Ngomez. ma nga woon sa assemblée ba. xam na ne dañ ko gagné. am na beneen colonel douane. ma nga woon sa assemblée mais bu fi cité tur. non déglu ma rek ñoom ñëpp xam nañ ne ay xaritam lañu. xam nañ dañ ko gagné. bon Doudou dinaa ñëwaat léegi ah Moussa Thiam yow yaay secrétaire général wala comité lan porte-parole. secrétaire général amateur. de Association des amateurs de lutte et discipline assimilée. voilà léegi yow. assimilé pourquoi. waaw discipline assimilée parce que y a la lutte gréco-romaine y a la lutte libre y a la lutte simple y a loolu yëpp. lutte avec frappe rek ngeen fi nekk. non dafa am ñaari Bécaye je te remercie. Amadou joxal ma Doudou. waaw jërëjëf léegi man dama lay remercier ci parole bi remercier la ci invitation bi mais sama propos du ma ko dugg ci dualité entre ñaari association yi. xam nga fu ma koy dugal dama koy dugal ci ñoom ñaar war nañu mën a te wax naa ko Amadou wax naa ko Doudou war nañu mën a liggéey ensemble. comité directeur. waaw mais assemblée générale mooy fal comité directeur. non attends. mais dama yaakaar dañuy fal ba pare. déedéet bu ñu falee assemblée générale ba pare. ci la ñuy génne comité directeur non wala du demee noonu. texte wala Amalda loolu mooy texte ma ñëw texte Amalda du noonu lañ ko defee texte Amalda. lan mooy Amalda. Amalda mooy association des amateurs de lutte et discipline assimilée. waaw texte bi ni mu affilié ci ministère ak statut yi ni mu demee ak ñoom tonton Ibra Diop ni ñu ko yore. dañuy nommé comité directeur de 31 personnes impaires. waaw boobu matuñu woon 33 31 lañu. waaw bu ñu nommé ñooñu ba pare ci kuréel boobu la ñuy nommé président bi ñooy voté. waaw loolu moo am loolu mooy kii bi te léegi avant ñu doon def loolu Amadou ak Doudou mag ñi ñoom Atoumane ak grand bi dëkk Yoof xam nga nu mu tudd te mu nekk écrit Yoof bay tiir ñoom jël nañ leen ñu ne duñu voté noonu na ngeen dem nañ dem ñu waxtaan Baye Fall yaa ngi foon ñu dem waxtaan pour ñoom ñu juboo pour mun a am benn consensus waaw consensus boobu amul loolu moo indi vote. non consensus sax warul am. waaw d'accord même mais démarche boobu am na démarche boobu lu am la ñu voté bi ñu voté dañuy wax ni balaa ñuy def comité directeur bi Medoune day génn kii day génn
ñu ne non kenn du génn. lu tax Médoune di génn. parce que bëgguñu woon ñoom Médoune fekkee vote. filmer ko waaw filmer ko caméra Médoune caméra. non nag caméra bi kay. non parce que ñun seetaan du ñu comprendre. bu ñu defoon caméra bi lépp dama bëgg télévision bi la ñu bañ bëgg mu génn. voilà ñoom mu filmer. voilà ñoom Médoune toog ak buur ñoom ñaar ñëpp ñu yore caméra. ça waxal télévision bi waaye. may Médoune ak buur seen tur. waaw télévision TFM ak 2STV. waaw ñoo fa nekkoon. non DTV la. DTV la woon DTV la sax DTV. waaw buur moo ko yore woon. waaw ñoom ñaar ñu dugg ci salle bu ndaw bi. waaw ñu filmer li fa xew yëpp. ñu bind tur yi. bind ku ne sa tur. ñun ñëpp 31 personnes yëpp. waaw bu ñu paree loolu. ñu ne balaa télévision yi di delloo nañu waxtaanaat. Amadou mu ne du waxtaan. Doudou il était partant pour waxtaan. Amadou mu ne mu waxtaan dañuy voté. waaw Cheikh Sarr na kon nañ dem voté ñu wàcc ci suuf voté bi ñu voté ñu tiré télévision yaa ngi nii ñu taxaw mu am nombre de votants bien défini pour Doudou ak nombre de votants bien défini pour Amadou. Doudou gagné. ñaata voix ak ñaata voix contre ñaata voix. est-ce que xam na ko ba j'ai plus mes écart bi yàgg na 21 voix voilà 25 voix ñu nekkee 31 personnes Amadou am 6 voix. am 6 voix. waaw loolu la jeexee. noonu la jeexee. voilà waa xam loolu nga moo costaud am dafa am loo ci bëgg a doole. non nga vite fait parce que dañuy chapitre la dañ fiy jógee léegi. dañuy dugg ci làmb ji. La loi 70 du 13 juillet 1966. micro bi. La loi 70 du 13 juillet 1966 portant code des obligations civiles et commerciales moo régir association. Association li ma la wax noonu lañ koy doxalee. dafa am lu ko day dafa am teq ci affaire bi moo tax je me suis rebellé. Voilà, la loi est là. Elle est ñu claire. voté teguwul ci yoon. teguwul ci yoon. teguwul ci yoon. waa jërëjëf Baye Fall jëlal micro bi. Baye Fall yaa ngi ci làmb ji waa léegi merci Amadou vraiment te gënoon leen ñu avancé Baye Fall yaa ngi ci làmb ji yaakaar naa ni làmb war na dépassé ay association amateur yu bari ndax làmb dépassé na foofu ci li ma gis-gis bu demee ba am coow ay mag yi ne ci làmb ji war nañu xool naka lañ koy lijjantee. maa ngi lay fay di nuyu assistance bi fi teg yëpp di leen nuyu ku ci nekk sa tur dafa am loo wax léegi ci émission bi avant ngay doo commencé loolu mu ëpp solo ci li ñu war a wax fii xam nga ku ne ni président la ku ne wut récépissé taxaw ni yóbbuwuñu fenn. tax ñoo jug ñun. man ci sama bopp man à personne gisuma sama bopp man ci mbooleem kuréel bi fi nekk. muy bii yëpp. parce que benn ba mu ko laaj. waaw lu tax lu waral lool. voilà ba mu ko laaj wax la ko muy benn. wax naa laaj nañ la ko. benn. da nga taxaw fii njëkk premier débat bi ni promoteur yi joxul cër amateur. parce que ñu jiite la moo tax. comme lim la. promoteur tey jii faalewul amateur parce que amateur day dagg bi 50,000 francs ñëw promoteur bi teg ay chaise ni dafa am parrain bu ñuy xaar doo toog président amateur baa ngi ci lamb ji. du ko lijjanti. am da nga ñëw tey ji lamb am tey dimanche lamb war a am le 15 ñu jox la programme boo xam ne amul njëgu bi kenn du la nuyu lamb le 15 bi nangam lañ la koy jaay. mais amateur bi nga xam ne bi dafay foraatu ñaar dërëm fanweeri dërëm fukki dërëm di ko denc war naa xam lamb la 15 bi ñaata lañ ko koy jaayee. mu denc ko ba mu mat. yenn saa yi dañuy ñëw ci lamb ji yenn saa yi damay dawal sa oto ñëw ba ci lamb ji doo ko xam bi lamb bi lu muy jar. waaye mais ça c'est pas normal. dëgg la. loolu moo war a doon. mais non mais lamb da amateur xam nga. waaw xam nga dafa am loo xam ne il faut ñu. waaye ni ko tey ñu wax ko. amateur yi gis ci seen bopp nit ñi dégg ko ñu mën ci avancer. mais est-ce que du loolu moo tax amateur wàññeeku fan sa club yokku. mais c'est ça parce que am na amateur yu am fulu affaire yoo xam ne ñu ngi toog seen kër ñëwatuñ ci lamb ji. parce que am na loo xam ne bi nit ñi buñ ko dund buñ ko nangoo dund man toj nañ oto sama oto ci lamb sàcc nañ sama oto ci lamb mais loolu lépp def nañ ko parce que dafa am loo xam ne bii ci boppam amateur bu dee bàyyi këram bàyyi léppam sol yëreem dawal otom ñëw ci làmb ji bu ñëwee war na mën a toog sérieusement seetaan làmb ji muy jeex mu ñibbi mais suñ ko bëggee xatal ci làmb ji war na di ko teg loo xam ne bi do mais day toog këram. amateur du tradition aussi je pense que ne ñaari pàcc la. am na A am na B. donc A B ba. Saliou Diouf dafa waroon ñëw. et Diène fu mu bokk. Diène suñu la. yéen ñii. aussi Diène du traditionnel la. waaw mais da ngeen am Diène seen. mooy sama premier. mais y a trop de division ci biir amateur. non non ñun amuñu division ñun. ah si parce que ñu ngi feeñ.
ñun moom moo dëggaale ñii ngay tudd nii. simple bi. kii Ousmane nii si bureau ba la bokkoon si Diène. waaw ñoom ñoo génn formé benn bureau. ñoom formé seen. Ousmane yow ak sa waay yow bokk même kii wala comme du jaay ak kii la. et dina ñëw dina. waaye Saliou Diouf moom. waaw. koo koy président bi. waa Diouf bisimilah. waaw Doudou. di nuyu. waaw kay. ku nekk ak sa tur ak sa sant. waaw kay. di rafetlu seen jotaay. di rafetlu tamit ni nga fonk Alaaji Papa Dieng. waaw ndax loo wax sama copain la. loo wax nga ne Alaaji Papa Dieng même bu ngeen di reporter lamb sax Alaaji Papa Dieng loolu. non daf ma faax nag. loolu la morom nit ñi daf ma faax. bu loolu weesoo nag ma gërëm kale nga xam ne Samb. Mbaye Fall du moins. moom mi nga xam ne day indi caméra. Arène Adrien Senghor découvrir lutte sans frappe. may dégg parce que lutte sans frappe mooy université wu lamb. laay. mooy université wu lamb. lu lii yëpp dafa kii rek mais lamb lutte sans frappe la. déglu naa wax yëpp. waaw mais nag Bécaye. mais yéen ndekete même problème. non ñun amuñu problème. xam nga lan moo tax amuñu problème. ñun dañoo am association nationale des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal. mais loolu moo am ci ñiin. non déglu ma rek Bécaye. ñun dañoo am récépissé national ñun duñu sous commission chargée de la lutte nangam. dañoo am association nationale di tënku ci sous commission. yéen bokk leen ak ñun. non du jaañ bokk leen ci genn bànqaas. non ñun bokkuñu ci genn bànqaas. ok ñun dañoo autonome. on est national. yow doo jël lutte sans frappe ba pare di ko toftaleeg lutte avec frappe mu koy boot yenuwul maanaam. nañ waxante dëgg. ñun Ousmane a ngi nii dem nañ ci central ba tàyyi ñu ñuy convoqué pour ñu taxawal suñu association bii. lu tax ci seen yoon yi la ñu jóge yóbbu leen central. gis nga nag Père Bécaye. xam nga lan moo ma jaaxal ci lamb. waaw. dañ ñoo bëggoon a tëj. xam nga lan moo ma jaaxal ci lamb ji. mais loolu ñu tëj. xaaral tuuti rek xam nga lan moo ma jaaxal ci lamb Père Bécaye. ah non il faut nga leeral nu foofu. dinaa ñëw ba mu leer xam nga lan moo ma jaaxal ci lamb ji. man ni nit jullit. jullit waaw ni muy taxawee di wax lu mu gëm man loolu def maa jaaxal. séeréer day wax ne. ci gars yi nu ngay naag toore fee xur ki am na li nekk ci sàmm te nekkul demal woñi nag yi. lii dama yaakaar ne am na lu ci ne lu dul nekk président kese quoi ci li ma yaakaar. amoon na solo waaw parce que li ma mën a gëm mooy vraiment dafa am âge booy am sax am na loo xamante ne ni warootoo ko xëccoo bay expliquer ay détails. ah non président yi sax. non jàmm kon nga xam ne am na li ci ne xam nga lan tax ma wax la loolu gis nga bi ñuy taxawal suñu association bii bi ñuy déglu ma rek Père Bécaye gis nga bi ñuy Ousmane a ngi nii bi ñuy taxawal suñu association bii dem nañ ci police centrale du benn du ñaar xam nga lan lañ ñu sosal. dañoo créer benn association nekk Arène Adrien Senghor amuñu kayit te mun nañ fa indi problème histoire am. ñu woo leen police parce que salaatul fatiha. ñoom ñoo defoon loolu. ñi ànd ak Doudou Diagne. xam nga mais moo am. waaw bu ma naree wax fenn rek yàlla na bu ma. non parce que ñooñu ñoo ànd ak Doudou Diagne. moo parce que salaatul fatiha li may wax bu dee ay fen yàlla na bu ma yegg wakam. lamb ji jaral ma fen gis nga li nit ñi wax wutuma ci buzz. wutuma ci tur wutuma ci xaalis. li may dundal du jóge ci lamb damay ñàkk jëriñu. sama atelier laa yor di liggéey. du ma xalamal kenn ci lamb pour am. mais ñoom lan moo leen naqari ci yéen. non ñun li da ngeen am seen liberté daal. ñun waaw dañoo bokkoon gis nga li ngeen di wax nii yëpp. waaw dafa leer. gis nga ku gis nen a ngi. gis nga seen association bi mosuñ ko fal ci falin bu leer. barke salaatul fatiha. mais ñu jëkk ya li ma wax dafa leer parce que am na falin boo xam ne maak Ousmane mii ñëw jaay carte de membre yi ba mu jeex nañ waxante dëgg gis nga nag Bécaye man li ma dese ci sama dund bu ma mënatu la wax dëgg yàlla na ma yàlla rey loolu rek a ma dese ci àdduna parce que kenn yorul fi sama dépense kenn demaluma fi fenn kon nañ waxante dëgg rek te yàlla rek tax dëggal et Ousmane ñu woo ko mu dem central demaat central Ousmane lu bëri Ousmane moom ma ko gën a maîtriser Ousmane moom ma dugal ci association bi ana Ousmane mu ngi nii Ousmane a ngi dina wax moo nekkoon président bi mu fi jógee ma ñëw nekk président kon am na lu bëri loo xam ne Ousmane mii moo ma ko gën a maîtriser mais li ne daj nañ ko ci pour taxawal association nationale benn association nag moo am benn nationale des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal benn la raaxuñu ci dóor mais bon yéen à part loolu daa ko dégg nañu foofu yaa damay bañ nga répété fi mu sol est-ce que am ngeen lu ngeen di ñaxtu ci ni làmb bi di doxee lutte traditionnelle bi combat yi promoteurs yi seen diggante naka la tuddee. non ñun moom sincèrement parler. waaw suñu problème moom bëriwul bëriwaay boobu moom sincèrement. saa nag ànd boo gis nag du ñàkk ay détails mënul ñàkk mais nag sincèrement Arène Adrien Senghor. promoteurs yi. saa dañuy waxtaan saa nag billets yi seer
mais dañuy waxtaan tamit. ni di ngeen yëg avant ngeen di ñëw ci arène di ngeen xam billet bi ñaata la. ñun amuñu problème mu billet saa yi bu ñu publicité lamb dañuy ne le premier Bécaye Mbaye mooy tëgg. entre le premier Pape Dia mooy tëgg. non dama laa jox exemple. non man damay daf voilà léegi comme ñu ne le premier Pape Dia mooy tëgg. Pape Dia mooy tëgg waaw ñu ne mise 1 million loge 2000 ci kaw 1500. waaw ñun moom suñu lamb moom boo foo tëgg lamb fii ba Kédougou dinañ xam billet bi. waaw dinañ xam loge dinañ xam kii moom. amuñu problème am na problème bu am tuuti âge Bécaye. mooy ouverture lamb traditionnel bi yaakaar naa tey la. tey la waaw te ñaari lamb la. waaw non démb dimanche la woon. dimanche passé. ah dimanche passé la. waaw ah non non ci émission bi nekk moo tax. ci émission bi nekk dimanche. bi passé. dimanche la woon waaw. dimanche. waaw. Jax dafa tëgg arène nationale. waaw am ku tëgg. Adrien Senghor. waaw te Jax mu ngi doon waajal pour Jax gaal gi la doon dem. waaw gis ñu koy tànn ci gauche droite. Jax dafa jàpp ne day tëgg le 3. gars yi ne ko dañuy tëgg le 3. Jax tuxu ñëw le 27. gars yi ñëw fekk si le 27. boobu kër xeex boobu seen diggante. voilà naka ngeen ko war a defaree. non c'est que defar bi yëpp nag membre arène Adrien Senghor yi. ci benn instant moom ñoo tooñ Jax ci côté boobu. loolu laa bëgg comme dëgg nit ku nekk nag da ngay wax. ah non parce que ñeneen ñi nekk nu fi ah. non li may wax moom Bécaye. waaw du ma wax lu nit di dindi. parce que du ma wax lu dul dëgg moom. dëgg la ay ca base. du ma wax nit toog ci saalam ne kee day fen jombul loolu. waaw bilaay loolu baax na. gis nga paa yi. séeréer la gisoo bi ñuy woote. dañoo woo amateur yëpp promoteur yëpp bañ a woo Jax. loolu noonu la demee. buy joxe date day am ay di joxe date yi. voilà comme Jax nag am na possibilité wu dem terrain gaal gi dem stade yi. waaw dem comme nag amul date fi ñu indi pour fi université wu lamb amu fa date. mu dem foo xamante ne nii mën na fa tëgg. bi loolu kese la mais du leneen. merci woo woon sax jox ko benn date moom amul problème li des Ousmane Mali bu waxee dina ko mën a yëggal. incha allah jërëjëf yaakaar naa El Hadj Papa Dieng déglu nga waxtaan wi. ah loo ci mën a jàng tënk ko ci. li ma ci mën a jàng sax mooy ñoom suñu waroon a commencé wuñu fa. puisque Doudou Diagne bi mu nekkee président des amateurs à un certain moment dafa bàyyi. Cheikh Sarr jël def 2 ou 3 ans. bu Cheikh Sarr jëlee. Doudou Diagne ñu koy interpellé ni ko waruloo woon bàyyi puisque dañ la am luñ la dénk. xam naa ñu naan kenn moomul sa bopp. ñu ko koy wax di ko wax mu dem ba dugg ci noppam. loolu tamit perturbé ko. waaw influencé na ko. parce que newoon na damay bàyyi dootuma revenir. ndax xam nga saa yoo nee bàyyi naa dootuma dellu si dafa fekk ni ngay jiite ànd ci mais buñ ci àndul da ngay am problème. man ni yàgg naa ko wax. ñu ko def nga déclaration boo xam ni dina la indil problème. ànd naa ak moom ba tay Sandaga ay xale interpellé ko ni ko yow grand. bu ma déggee suñu yëf boo demee ba dugal ko nga delloo ñu ko ñun ñu la ko joxoon. wante waroon sax ñu proposé keneen. waay bu loolu amee bu Doudou Diagne jëlee xëy na ñoom. Amadou. waaw jàppale ko ñu Doudou Diagne comme que bàyyi woon na. xëy na dootul ñëwaat. mais est-ce que Amadou. non dinaa ñëw. baal ma tuuti ma laaj ko rek est-ce que Amadou. bi Doudou Diagne dellu see waatee. est-ce que Amadou voté loon na Doudou Diagne àndoon nga ci mu ñëwaat. jëlaat micro bi waaw. bi muy dellu si waat. waaw loolu mooy indi suñ. mooy assemblée générale bu njëkk bi. mooy bii. ba tey foofu laa jëm. acca vas-y. parce que ñoom sama problème bi waxuñu ko. dañ ko teg de côté. indi assemblée générale. mais loo gis am na lu ko jiite. bu Doudou Diagne ñëwee. ba Amadou ànd ak moom nekk adjoint pour Amadou bu Doudou Diagne bàyyee mooy falu. est-ce que yaa ngi dégg li ma lay wax. bu baax. bi demee ba ci biir. comme ni ma l'expliqué. Doudou Diagne a été interpellé. xam nga affaire pal dafa doy waar. affaire premier mandat deuxième mandat troisième mandat coow rek lay indi. dafa indi troisième mandat. waaye bu ñu problème waaye wax ñu politique de. d'accord man je ne parle pas de politique. bu ko wax loolu dana comprendre li ma wax. parce que nit ki am na jiite boo xam ne bu ko jiitee ñu dul jiite du ñu nangu mu bàyyi leen ndax nam leen di taxaw. waaw non da leen daan taxaw. dëgg la foofu laay ñëw. non ñun ay acteurs lañu fekk na. non bien sûr ñun dañuy wax li am rek taxaw ñun dañuy wax li am. waaw
ci disponibilité ak assistance. bi ko tamit nit bu ñu ko jiitalee dañuy am ci moom yaakaar du oto bu rafet ak sañse nit ñi xam lañu bëgg. bu ñu naan problème nga ñëw taxaw leen dans tous les domaines nag. mais grand yow tamit du jaañ dem tëdd këram ba teg 2 ans 3 ans mu ñëwaat jiite waat gars yi est-ce que du yomb trop ci ñoom ñi. non ah moom laa la c'est ça problème bi yëpp foofu la. waaw mais xam nga loolu lu ko indi mooy ni mu la expliqué ci ni mu leen téye ak na ñu jàppante ak moom c'est extrêmement important aussi Bécaye bi loolu amee. du jaañ bi mu dellusee Amadou jàppale ko. ni toujours du Diagne est président. mais il va partir. il sera pas là éternellement aussi. parce que tamit sport noonu la. milieu sportif ki jiitu am na moo xam ne bu demee ki ci topp mooy jël. bi du Diagne demee ba mu dootuma doonati candidat comme ni mu l'expliqué mu am ñu ko ni il faut nga doon candidat yaay sunu candidat. il était interpellé. Abdou Mbaye a été révolté. parce que révolté bi mooy du Diagne nous avait promis de ne pas être candidat mais en fin de compte il a été interpellé léegi mu doon candidat. créer 3e mandat. waaw maa ngi ñëw li nga wax ni c'est très important. non bien sûr li nga wax ni c'est très Moustapha. mu rebelle yow boo en tant que lutteur. Bécaye mais moom léegi la mbéy. waaw vas-y. da nga maa dëgg. waaw ayca nax nga ma ne nga ma mbéy. xalam dem na bay nax bu ñu dëgg. ayca vas-y. bu loolu amee. Amadou ni du Diagne comme que mooy nekk président. te soutenir naa ko normalement bu demee maay toog. mais quand du Diagne est revenu comme li ma la wax ak interprétation ak ni ñu ko interpellé. du Diagne déclaré wul candidature sax boo seetee ay nit ñoo déclaré ne du Diagne mooy nekk candidat. est-ce que il n'était pas dedans. waaw mais tant pis mais non lu fay demee rek la ñuy wax. waaw mais man nag dama lii. objection da nga juum. Amadou mais laisse-moi terminer s'il te plaît. waaw vas-y waaw. laisse-moi terminer. waaw allez-y. parce que boobu man maa ngi dégg ci ay interprétation ni muy demee ak ni mu dul demee man sama bopp man ko Doudou mu ne man ko gis nga boo nar a doon candidat ça va poser problème. moom mi wax naa ko mun ma pourquoi man ko parce que da nga noonu dootoo doonati candidat te ñi la jàppale boo demee ba doon doonati candidat ils vont se rebeller contre toi. mun ma dans ce cas là dañuy dem vote. foofu la problème bi jógee. mun na dañuy dem vote parce que pour Amadou non doucement pour Amadou il n'est pas question que du Diagne se présente. warul doon candidat. voilà mais quand il a compris que du Diagne est candidat il s'est rebellé pour dire que man loolu du ma ko nangu boobu tamit bi ñu demee élection ça a donné ce que ça a donné. Moussa Ba. wala ma bàyyi. vas-y. loolu nga dugg tuuti ci waxtaan bi. ci waxtaan bi moom mooy. waaw ñaari jëmm yi man li ma jaaxal mooy. tout le temps ensemble ci biir làmb ji. avant. waaw ba du Diagne nekkee sax président. ba du Diagne poussé Cheikh Sarr ñëw c'est pas. ba ni Cheikh Sarr ñëwee. ba du Diagne ñu ñëwaatee ñoom ñaar inséparable. mais attends parce que du Diagne tamit bi muy dem dafa mel ni xaw naa yaatalal tuuti Cheikh Sarr. ba mu ñëw genre xaar ma ñëw. maintenant sama xalaat bopp mooy fi ñu toll léegi rek moom mooy yëf yi xar na pàcc ñaar te dafa xar guro bu ñu xar la ci digg bi rek benn pàcc dem nii benn pàcc dem nii boolaat bi dina jafe uuru jafe mais ñaar yi li ma gis ñu dund ko ci làmb boolaat yi fi teg ko ci raay warul nekkul jafe. mais mu dul sérieusement Bécaye Bécaye Doudou maa ngi ñëw. loolu lu ma gëm la. ndegul ma man. te xam naa ne aussi bu jaay même Amadou bi aussi waa ji oyof la. bugg ci ay droit la bu nekkee ci ay droit nag bu ñu fàtte aussi homme de tenue non. ma ne. loolu yëpp am na solo. bu nekkee ci droit day bëgg a ngay bëgg a tudd suuf. non moom moo ñoom ñaar ñi su fekkee bu ñu waxtaanee. ak médiation alaaj papier dugg ci ñëpp waxtaan ci dafay nekkaat loo xam ne benn lay doon. te benn boobu nag moo ëpp doole. Moustapha ñaari wu jërëjëf loolu moo waral ma def waxtaan bi. leen fii li waral ñu indi waxtaan bi. mooy ngeen toog parce que bu ngeen. vraiment noonu lii du fi am. nekk benn. te bu ngeen toogee di bu ngeen waxtaanee. bu ngeen jubóo amul ñàkk waxtaan. bu ngeen jubóo bu ngeen waxtaan di ngeen jubóo mais balaa ngeen a jubóo dañ leeral. li ñu mais waaw récépissé. waaw.
mënoo ko am te defoo assemblée générale loolu laa koy tontu. waaye loolu rek. puisque mënoo ko am te defoo assemblée générale ce débat est clos. merci. benn Papa Dia. nga ni bu du jaay dellusee dama ko jàppale du noonu. daf fi nekk ak moom ma nekk fi ak moom. pendant 2 mandats 3 mandats ba mu dem. Cheikh Sarr ñëw ñu war a dem assemblée générale. ca Cheikh Sarr ba. te Cheikh Sarr nga yaakaaroon ni moom ngay demal. voilà Cheikh Sarr boo ñëw. def mandat ba mandat bi jeex ba épuisé. ñu war a dem assemblée générale. yàgg kan yàgg Cheikh Sarr. léegi association bi ñu war a dem assemblée générale wut président. ak Adama Bopp. merci. waaw Adama Bopp. Adama Bopp c'est son candidat. Adama Bopp c'est le candidat de Doudou Diagne. c'est le candidat de Doudou Diagne. waaw Cheikh Sarr dafa ni woon moom du présenté. moom du présenté. woon doy na. ok. kon yow yaa fi ne woon. man ak Adama Bopp. waaw. ñoom ñu doon candidat yi. ñoo doon candidat yi. Adama Bopp. waaw. kii moo doon jàppale Adama Bopp. waaw au vu au-dessus tout le monde man ko nañ dem assemblée générale je suis d'accord. ñu demee ba ci biir mu door ko njiin. mu door kan njiin. Adama Bopp. bu ko dóor njiin mu dóor Adama Bopp njiin. te Adama waxoon naa ko nee naa kii dalay nax. kii dafa ñàng ah. non moom ak Adama Bopp kii dalay nax Adama. Adama mi ngi fii di leen di. Adama Bopp non depuis loolu la bàyyi. loolu ko wóor depuis loolu la bàyyi lam. depuis loolu la bàyyi lam. njiin ñoo ko bàyyi. mais déglu leen. ci njiin mi. njiin boobu la fa la jóge bàyyi lam. njiin mooy loolu fekk ngeen bopp. merci joxal ma. maa ngi ñëw may ma tuuti. Ousmane. waaw kon mbokk yi ngeen jéggalu. comme ça mbokk yi ñu ngi am mbégte gis ngeen lii nag moo waral ñu dajale fii amateurs yi pour ñu waxtaane làmb xam naa ni sax lu jëm ci amateurs yi rek seen bopp dinañ ci arrêté mais dinañu waxaat ci lutte traditionnelle tuuti ba pare na ñëw ci amateurs yi ak làmb jeeg mbër yi dinañ ñëw mais balaa booba xam ngeen bisik xam ngeen Blackpool xam ngeen ñi nga xam ne moo di EMA di ñetti kër yi jàpp ci l'œil du tigre bis bu jot mu wax leen ko gis ngeen lépp lu ñor Sénégal ñor na leen barki dem ña nga woon ca màggal ga bu ginnaaw suba këru diine yi noonu lañ fay def ci gàmmu gi kon ñooñu liggéey la boo xamante ne liggéey bu rafet la bu ñuy liggéey ci l'œil du tigre. Blackpool wax naa leen ko Blackpool moom mooy boisson bi nga xamante ni mooy boisson sportif yi boisson énergique la boo xamante ni vraiment boo ko naanee énergie bi dina gën a am solo daal ci doomu aadama bi bokk na ci it ñi nga xam ne moo di EMA wax naa leen école des métiers de l'automobile EMG moo ko boot ci kër ga la ne ñoom it ñuy jàngal nit ñi lépp loo xam ne jëm na ci oto bu dee da ngaa bëgg a nekk électricien oto bu dee froid nga bëgg a def bu dee freinage nga bëgg wala nga bëgg a doon mécanicien général mécanique général boo ko bëggee it boo fa demee dinañ la ko may mais nan leen xool après ñu dellu si wax nag ci waxtaan bi ñu duggaat ci amateurs yi dem ci lutte traditionnelle doog a nag waxtaan ci mbër yi ak amateur ci l'œil du tigre ak la TFM.
énergie. Produit par l'industrie des boissons du Sénégal. EMA, École des métiers de l'automobile, une école 100% sénégalaise qui assure des formations qualifiantes et certifiantes dans les domaines de l'automobile. L'innovation qu'apporte EMA dans l'enseignement, c'est qu'elle offre à ses apprenants une formation sur mesure alliant théorie et pratique. Les cours théoriques sont dispensés dans les salles de classe et les amphithéâtres avec des professeurs hautement qualifiés et des cours pratiques dispensés dans le garage complet DMG Universal Auto en situation réelle. Les étudiants ont accès au garage mécanique, à l'inspection technique, au département tôlerie, peinture et au service express. Tous les départements de ce garage sont dotés d'outils technologiques de dernière génération. EMA propose différents types de formations, formation en mécanique, en carrosserie, en peinture et en gestion d'atelier pour aboutir enfin à notre package FFI, former, financer et installation de garage. Nous formons, nous finançons et nous assistons. EMA, École des métiers de l'automobile. Inscription et information au 33 869 04 17. Info @ema.sn. Avenue Fad Ben Abdulaziz, angle autoroute. jërëjëf kon mbokk yi ñu dellu si waat non balaa maa demaat ci Ousmane nan ma baal Amadou Mbaye dafa am lu mu wax Doudou Diagne te nag daf ko accusé directement parce que Doudou Diagne dafa amoon candidat dem ba ci biir mu galgal candidat door ko njiin ñëw taxaw ci kanamu Amadou comme ni ko Amadou noonu nga ko waxee loolu moo am léegi Doudou Diagne yow la wax ci loolu waaw Bécaye jërëjëf moom man ku ma xam-xam ne du ma njiin nit du ma ànd ak nit di la faqatal dama am lu ma gëm mooy gëm naa yàlla gëm ñeenti salaasam du ma warkat Adama Bopp moom mi dafa ma mere si loolu moom dafa xëy di wax ne candidat la gisuma ko dégguma ko Adama Bopp woo ma ne ma dafa bëgg a nekk candidat ma ne ko yow laay jàpp bi Cheikh Sarr di jeexal bureau bi woote ne dañ may dénk intérim bi moom mu ne kenn du ma ko dénk. ku wax loolu. moom mii. boobu yow ci bureau bi nga bokk. déedéet man boobu nekk membre laa. président d'honneur laa. mais ñoom dañ ma woo si réunion bi parce que Cheikh Sarr jeexal na ñu ne dañuy ak assemblée générale bi léegi dañ may dénk. am na wala amul. provisoire. ñu dénk ma moom mu bañ dénkaane bi. oui parce qu'il n'y a pas crise dans le bureau. il n'y a pas crise dans le bureau. dama may ba ma ba pare. Amadou. yaa ngi léegi foo gi yaa ngi léegi. waaw mu ne parce que man dama wax ne dama annoncé ne dama am ku may jàppale. ma ne ko yow maa dajeeg yow ne la Amadou Mbaye gis naa la si làmb ji Ibra Diop dañoo bëgg a def assemblée générale kañ dem ñu bokk si bureau bi liggéey nga ñëw ñuy ànd di liggéey kon yow boo demee ba bëgg a nekk candidat war nga ma woo même bu dul dara sax pour modestie à part ah man kat dama bëggoon nekk candidat mais waxoo ma dara pour man xaw ma da ngay nekk candidat Adama Bopp bu ñëw seet si ma bu jàppale bi am moom lay jàppale ci télé laay wax rek. Baye Fall mii Moussa Thiam mii ak ñeneen ak ñeneen nee nañ ma yow la ñu bëgg nga nekk suñu président. yow gaa yee la jëli. waaw man wallahi billahi wallahi Sénégal ak may dégg. man fu ma romb si dëkk bi ñu poñe ma. yow yaa war a nekk ñaan dañ ma ñaan ay magu làmb ñëw ñaan ma kilifa làmb man nangul leen waxtaan ak samay mbokk nangul leen fii ku fi wax naan ay dëgg ak nangam. waaw loolu amu fi. amul beneen bi wala déglu ma. waaw man Ousmane nii. musuma ne ko jëndal carte furut pour ñëw votel ma man furutuma kenn. man du jànje ko vote musuma fërët doomu aadama musuma woo ay nit di leen may portable di leen may xaalis pour ñu votel ma. daa ko defal loolu. waaw. man dooyu def ma ko. billaahi wallaahi ñu la votel ñëpp man nit ñee ma soxla woo ma def ma président amateur man utuma daw ma di propagande ay nit naan leen kaay votel ma maa la may 100 000 wala 200 000 wala nangam defuma ko jënduma ay portable may nit pour ñu votel ma. et voilà. dégg
non Amadou may ma tuuti may ma tuuti. non mais may ma tuuti waaw non non. man lay wax de man lay wax. non waxuloo dafa wax waxam rek. man daal sa waay jënd ma ay portable di may ay nit naan ko votel ma. Doudou. jëndew ma xaalis. mais Doudou yow kan moo def loolu. kan moo def loolu. xam na damay toog Ousmane maa ngi ñëwaat dinaa ñëwaat. Ousmane yow yaa ngi ci lutte traditionnelle bi dama gis ni problème bi am ci lutte traditionnelle problème bi am ci lutte avec frappe moo am ci yéen. parce que yéen tam seen i association dafa bari te am na ci ñoo xam ne sax amuñu sax récépissé danoo la ngaamu ci am association des amateurs de lutte avec frappe du noonu la dem. non ñooñu am nañu. yow yoroo micro waay déphase yi àcc demam. waaw ma nuyu leen yéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. ku nekk turam ak santam. waaw. di ñaan yal na jàmm yàgg ci réew mi ak ci àddina bi yëpp. amiin waay ñu bokk ko. waaw ñu tax a toog fii muy làmb liñ ciy séentu ci neexaay ak avancement ñu am ko ci di féliciter ñuy tëgg làmb pour ñu seetaan léegi nag damaa xamul nag question yi nga posé ban nga ci bëgg ma njëkkee ci. bu la ci neex rek. voilà. yow li baax ci yow rek pour làmb baax lan la. waaw li baax pour làmb baax mooy ku nekk li nga xalaat. ne moom mooy intérêt làmb. nga jéem ko def te bañ a xool sa intérêt. te ku nekk nga nangul sa morom position am. position bi mu nekk. yow lu tax nga bàyyi ñoom jéen nga dem ci beneen association. waaw xam nga alaaj Bekaay. waaw. bu ma buggee jaar fii yëf yi jaar xëjul sax ci émission parce que dafa gudd. waaw dafa gudd. mais da nga koy benn waaw dinaa tënk rek. damaa bëgg prochaine fois lu mel nii boo amatee occasion pour mu am. parce que ñun suñu ñëw ci télé yombul. li ma mos a dem ci télé mën naa ko compte. xam nga kan laa gijee dem télé. ci suñu confrontation ba. waaw dëgg Ousmane. waaw da ñuy gën a tardé. waaw comme que yombul damaa bëgg lu mel nii bu amatee. non bii fii lay di téer la. waaw bu soobee yàlla di ngeen ñëwaat. ba tey bu soobee yàlla. amiin incha allah. incha allah. li tax ma bàyyi leen. mooy li tax ñi leen bàyyi après wala avant bàyyi leen. mooy maanaam. gis nga nit boo nekkee ci dara am responsabilité ci sa bopp. boo bokkee ci dara dañ cay am kaddu mën caa wax mën caa def. mais man mënuma bokk ci loo xamante ne man miig mbaa mot. kon ma ne amul démocratie. non y a pas de démocratie te gis nga alaaj Bekaay. waaw su ma neexoon tey ma am ñaar fukki nit wala fanweeri nit yuy dox di wax ne Ousmane nii ma toog mel ni waxuma loolu c'est très simple loolu dafa yomb. te micro bi bu baax. dinaa la wax li ma waxoon Adama boobu. waaw. man dama waxoon Adama boobu ne. grand mu ne ma ne ko attention. liñ la dig mu ne ma ne ko wallaahi du am. boobu lañ ko digoon. ma ne ko lu ñëwagul laa lay wax nag defal très attention. jànguma nag yow dangaa jàng ba li ngay bind ci say bi sa pik moom ngay jëriñoo waaye bokkul ak xam-xam nag. ma ne ko gis nga association bii doo ci doon président Cheikh Sarr bu bàyyee du jaay mooy ñëwaat nekk président man maa la ko wax tey. waaw moo ko xamee. man xel laa yor di xalaat nag. am na loo xam ne da nga ko mën a imaginer mais mënoo ko wone. am na ñu réunion man gis nga man xam nga sama tur pour nga dégg sama tur. waaw yombul. déedéet nga xam ma yombul. déedéet. waaye lu bari nag cause bi man la. yow la waaw. kon association ba la yow ci ñi ko. gis nga man. damaa toog. ba ma ne. gars yi ñun ñoo nekkoon amal ñun ñoo nekkoon sous commission bi de. bu du jaañ. waaw. ma ne leen benn affaire dina am ñun dinañu créer benn association autonome. waaye am indépendance. Sénégal bañ ko coloniser ba mu war a laaj indépendance def ko laaj. Guinée laaj ko keneen. fi mu nekk nii dañ ñoo coloniser. gis nga nag tubaab mooy coloniser nit ku ñuul.
waaye baadoola moom mënul coloniser moromam moom. dëgg la ah yéen dañ leen a coloniser. waaw daanaka. association ñoom. parce que ñun tey CNG bu dara xewoon tey CNG di woote. day wax ne Doudou Diagne mooy tànn nit kooku ñëw. waaw. gis nga kay ñëw amaan na bu ñëwee. la koy indi ak la muy wax. amaan na mën na ñàkk a nekk loo xamante ni moo ñu gën a soxal. seen njëriñ yéen amateurs yi. ñun amateurs li sans waaw loolu dëgg la. ñun man damaa xalaat man mënuma comprendre ñun en tant que ñun amateurs yi nekk fii di seetaan li sans faram. Doudou Diagne tollu fale. waaw yilif ñu te xamul lu ñuy dund ñun. ma ne leen loolu man xejul ci sama bopp benn affaire mooy am ñu créer association pour les amateurs de lutte sans frappe du Sénégal bu ngeen ko nanguwee ñu def ko bu ngeen ko nanguwul dinaa ci jéem betele maa xam ne foofu laay ma daanoo foofu. te léegi am ngeen. loolu dafa jaadu sax. andoo ma ne leen xandoor bu demee ci waar wa jaanam moo seen wàcc na waxuma ne dina am ne waaye sama kem tayakatan dinaa ko ci def ñu ne boo koy jéem am na ñu fi nekk ëpp la pexe foofu dinañ la faagaagal ma ne yàlla rek moo mën a faagaagal. xanaa kon ci loolu lañ leen yóbboo woon police. waaw léegi gis nga bi ñu annoncé wee loolu. ñu ne ma wax ko ci suuf. ñu ne wax ko ci suuf. wax ko ci suuf ma ne leen duma ko wax ci suuf alxaqu yu ulaa wala yu ulaa alayhi duma ko wax ci suuf ci kaw laa koy wax duma signalé gauche jaar droite moo tax ñu créé association des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal. jërëjëf Ousmane kontaan naa damaa bëgg nga joxal ma Iran moom tamit mi ngi toog waa xam nga ku nekk da nga ciy ñam rek dinaa ñëw parce que il faut ma ñëwaat ci jeune amateur Iran yaa ngi dégg waxtaan bi lamb ji yaakaar naa ni man fi ma bëggoon yëpp ma benn lay nekk non bu ma la bàyyee tamit waaw du naa dégg lu ma mës a dégg waaw non 10 waaw dinaa ñëwaat non il faut ma am deuxième édition Iran nuyu naa la yow dégg nga waxtaan bi boo dee li nga ci jàng lépp lan la ci xëccoo beeg kuréel yu bari yeeg ak ban njëriñ la amal làmb ji. waaw Bécaye bi ma leen nuyoo ba pare dama koy tënk rek parce que bërki démb bi ñuy def réunion boobu. man ak Malick Gningue ñun ñoo ne vote bi warul demee nii man ak Malick Gningue. waaw parce que ñun ñoo wax ni dañu war a créer. comité directeur ba pare. waaw parce que ñaar ñi mënoo xaritoo kii bëgg a voter loxo c'est pas possible. déedéet loolu amul. mënta léegi xool dañu waroon réunion def comité directeur ñu dem ci ginnaaw voter bu ñu demee ci ginnaaw voter comme xas nañ ba ñëw ba pare ñu dem ci ginnaaw voter man ak Malick ñi ngi ñoo ko créé. parce que ñun ba ñuy wax Sow Fall mi ngi naan yéen président yi lu seen yoon ci lii ñu ne ko ñun avant ñu nekk président amateur lañ. loolu moo ñu indi fii donc loolu laa bëgg a wax gis nga lii. waaw lu ndaw la mais loolu mag la. parce que ni ñu ko bëgg a tëggee nii je ne crois pas que dina war a demee noonu. dina war a mën a jàll noonu. parce que kii suma xarit la mais ci dëgg rek laay dox. ci dëgg rek ci kattan waaye daal nii ñuy doxalee daal rafetul neexuma parce que kii bi ñuy ànd ak kii. yàgg na yàgg nañ yàgg ñuy ànd. kii nekk secrétaire général la ñuy yàgg. mais ni vote bi demee affaire yooyu loolu beneen affaire la. beneen affaire la mooy maanaam. leerul affaire la leerul non leerul c'est pas clair. leerul parce que Adama bopp moo déclaré woon kàddu gi ne moom moo bëgg. bi ñu demee ba ci biir ñu ne Adama bopp dootul bokk léegi Doudou Diagne man mii wax naa Doudou Diagne ne ko boo nee ba ñu waroo ñu tayle. man wax naa ko ko. waaw moom laaj ko wax naa ko. nee naa ko waroo ñu tayle. kon daf leen tayle woon ci Cheikh Sarr. waaw ba pare après mu toog ba mu nekk mu ñëw. du noonu àdduna du noonu. boo bëggatul rek bëggatoo. association des jeunes amateurs. maa ngi delluwaat di nuyu góor a yaa ngi dégg sa kilifa yi te yéen itam ngeen doon ay xale dugg ci làmb ji te vraiment làmb war a gën a mën a suqaliku te lii dafay firnde ni aussi làmb ji fii metti bari na. bu ñu demee ba amateur yi seetaan am jafe-jafe yaakaar naa ni war nañ ci taxaw yéen ci coow li lépp yéen dafa ngeen am fu ngeen ci féete wala lan ngeen di dox. waaw Alaaji Bécaye waxtaan bi li fi jot a jaar yëpp ñu ngi koy déglu mais ñun liñ ciy yokk rek mooy que ni tey jii nii association jeune amateur ñun bu ñuy formé wu ñu ngi formé wu ci question que ni promoteurs yi des fois dañuy jaay billets yu cher ñun suñu cause suñu intérêt la ñuy dem défendre. mooy que ni làmb daf ci am combat kéwél ak ndongolo. ci combat boobu noonu ci la association jeune amateur déclenché. parce que promoteur bi dafa jaay billet couverte bi 5000 def découverte bi 3000. ñu ne ñun amateur nga xamante ni ñun tey jii am na si ñun ñoo xamante ni mën nañ jënd billet 10 000 mais am na si ñun ñoo xam ne mën nañ jënd billet 3000 kon bu ñuy wax nañu waxal pour ñëpp ci la ñu formé groupe
ñu daal di créer association jeune amateur am nañ ay këyit comme ñoom ni ñu amee ay këyit. yéen tamit am nañ si dañuy reconnaître. ñu nekk association boo xamante ni maanaam ñun yi dégg si ñii nii ñun doxuñu ci loolu. doxu leen ci ñun dañuy demalante di dikkalante. pour naa tamit CNG bi bàyyi ci xel bu baax. muy que ni porte bi nga xamante ni fi la supporter yi di jaar ak porte bi amateur di jaar warut a doon benn parce que des fois da ngay solo sa kër ñëw ba ci làmb ji porte bu mag bi fa la mbër yi di jaar fa la yenn ñi yor wax ñoo ne moom ñi nga xam ne dañu yor oto fa la ñuy jaar. mais porte bi nga xamante ni fi la supporter yi di jaar fa la amateur bi di jaar. te pourtant loolu warul mën a doon benn. te seen rang ñoom day gudd. seen rang day gudd. foofu mën nga fa nekk di dugg di laajte ay rang ñu jël sa portable wala leneen dal la fa. léegi dama bëggoon ñu ubbi benn porte boo xamante ni képp koo xamante ni amateur nga bokk ci kuréel nga yor badge boo xam ne mooy wane ni yow ci kuréel gi nga bokk boo ñëwee ñu bàyyi la nga jaar foofu dugg. Doudou c'est-à-dire man question bu mujj bi mooy njëriñu nekk président amateur ban njëriñ la amal làmb pour ñu fa la ñuy tëjee émission bi. waaw Bécaye merci li may wax mooy bureau amateur bi nga xam ni Saliou Diouf moo ko jiite. ak ñoom Diène Diouf. waaw ñoom ñoo waral tey ñu defal arène Adrien Senghor. ñoo dem si Pape Diop ñi ñaan duñu dara ñoo dem si Pape Diop ak ñun ñi. baal ma rek. jëlal micro bi. baal ma rek. non du Doudou yow ci sa bopp gis nga yow ci sa bopp. baal ma rek ma wax. non mais gis nga booy wax. ngay xaar bañ jox la parole. non déglu ma tuuti rek non mais yow. déedéet parce que yow mii Doudou gis nga yow non may ma rek Alaaji Papa Dieng gis nga Doudou mii day jël nit di ko tiiñal gis nga mbir da nga koy jaarale fi mu jaar ñun waxuñu ne ñooñu duñu dara dañuy am na ñoo xam ne dañuy dem lanteeg ñoom di diglanteeg ñoom booy jaxase demal nga jaxase ji fale mais mënuloo jaxase. non bu ko wax loolu tax jaxase. non bu wax jaxase. moom. waaw fii jaxase amu fii. waaw yéen a yor national. mais national boo ko waxee ça veut dire que. ñeneen duñ dara. yéen a ko wax man sosuma kenn. man xawuma la kii xam na ma. waa Doudou léegi lan moo war a mën a yokk làmb. li yokk làmb xam nga li yokk làmb mooy lan. ñu yar am teggin respecté nit ñi. bañ a jénnee yenn kalaama yi di wax wax yoo xam ne tegginu. ñoom Diène Diouf tey indi nañ lu nekk arène Adrien Senghor. arène boobu laa wax bu ñu ko tabaxee ñoom la boo gisee mu mel noonu ba ñu ñëwee indi architecte bi pour mu jël mesure yeeg yëpp. waa Adrien Senghor dañ leen rocc ci teg leen fële ma ne bàyyi leen ñun dañoo ñëwoon pour ñu defaral Adrien Senghor jarul yéen ngeen di dugg si bureau bi di bàyyi leen ak arène bi mais bu ñu waxtaanoon ak ñëpp teg ko kon arène bi du mel ni dina gën a rafet noo xam ne nit ñi sëgg. mooy gën noonu. ñoom chaque jour ñu ngi uti ay moyens di ko jox ay amateur wala ku feebar wala ku nangam man du ma fen du ma wax lu ma gëm. ñoom Diène. ñoom Diène association nag. am na ñu yàgg ànd nekk benn ñun làmb yi la ñuy seetaan lutte sans frappe lutte avec frappe ak lutte olympique. te lutte olympique bare. yaa ngi dégg man mii damay dem yeneen dëkk di ko seetaan. ñun ci yooyu la ñuy seetaan làmb nag benn affaire am na Baye Fall li mu wax léegi. am na promoteur yu fi doon def bañ a jël programme bi mais xamuñu bañ leen expliquer nee nañu nañ leen jéggal. bërki dem moom Ndiaye ki doon tëgg làmb Amat Seen Modou Lo ñëpp dégg nañu ñu am taxawaay bi ñu taxawal promoteur bi si intérêt amateur bañ ñëwee si stade bi mu ne billet bi nanga jindi nañ ko wax nañoo moom ba mu ne nit ñi nañ toog fi ñu war a toog mais ñun de chaque jour dañuy xeexal amateur adduna nag leen la kese la munoo ne sama bët a ngi fépp il faut mu am yurëcc yurëcc yi. Baye Fall nii amateur la bureau amateur la ko. Doudou jërëjëf temps nga jóg sa réglé ko te man du ma ko yëg am na loo xam ne day làmb amateur lañ koy réglé te man du ma ko yëg. doo ko yëg waa jërëjëf. Amadou. waaw Bécaye ci liy defar làmb rek. waaw ak it bu ñu ci jógee à partir de tey ñu tas association Sabas ak bu. ñëpp kenn du tas basam. ñu tas Sabas ak bu Doudou ñu dajale ko. mu ñëpp ñu def ko benn. waaw léegi pour répertoriser les mots de l'arène nationale entre autres on peut les répertoriser comme suit. Wolof problème yi nekk am ci làmb ji nañ ko mën a ñu dënk ko ci. par exemple problème sécurité. sécurité dafa yaatu. tàmbali na xam nga ñu ngi naan maa ngi dégg promoteur yi ne nañ leen nañ tëgg Iba Mar nañ ngi tëgg Iba Mar
est-ce que xam ngeen ni insécurité bu am ci Iba Mar Diop est-ce que xam ngeen ko yéen mesurer ko personne de vous ne mesure ça. ñu ko tudd. waaw looloo tax ñu wolof. merci. gis ngeen Iba Mar Diop bâtiment bu ko tiim. waaw bâtiment bi fu mu nekk ba immeuble. ci biir stade est-ce que ça c'est normal. sérieusement non. yàgg na fa merci. kër la woon de. mais non attends kër bu fa yàgg. non faran ko fekk non gardien la stade bi moo fa dëkkoon. léegi ku moom kër gi. c'est un privé. Bécaye damay wax. ñas dëkkul woon foofu. dëggul wax la Bécaye. ca biir nga le. Bécaye. Amadou bàyyil ma wax la. Amadou non mais waaw. gis nga li ngay wax. waaw. ministre des sports Youssou Ndiaye. waaw def na ci lu nekk. merci. mais mënul sotti. mais il a tout fait. mais amul sécurité. mais dama wan na ma lettre yi. mais nekk def na ko ci. mais l'État doit agir. Pourquoi? C'est un privé qui vient tiim ay nit plus de 3000 personnes 4000 personnes. ñuy dugg ci bâtiment bi di wàcc yéeg kenn maîtrise wu leen. terroriste mën na fa ñëw. ok ah. ok sécurité mën na passé loolu. mais amul. sécurité mënul passé loolu. amul stade Demba Diop. ay cantine nga ko ubbi. te un ministre moo ko fa def. stade bi dëgg la wax cantine warul nekk foofu. warul nekk. te yaa un ministre moo ko fa teg. warul nekk. mais loolu nekk tu t'adresses à l'État alors. non j'interpelle l'État. mais bien sûr. j'interpelle l'État. ok c'est bon. le ministre des sports en tête. ce problème-là dañ ko war a élucider. c'est pas normal. un stade yu teg ko un numéro biir ko. 4 5 et 5 yeneen doléance yi je continue sur l'insécurité. L'insécurité va encore sur le problème. Amadou waxal olof. problème chronogramme lamb. chronogramme mooy noonu koy waxee ci olof. chronogramme mooy maanaam manifestation bi ni mu war a doxee. waxtu wi mu war a am. ni mu war a am. événement bi li ci war a jaar yëpp. ak temps bu daal li ci war a jaar. waaw. loolu respecté ñu ko loolu. kooku c'est les promoteurs wala. pourquoi pas le CNG. c'est le CNG. c'est le CNG. s'il y a faille dans ce domaine-là CNG la. CNG l'a interpellé. CNG bu ñu dévoilé les règles strictes loolu dafa am. te loolu tant que respecté wuñ ko mënuñu dem professionnalisme. ak ban ñett rek ñu continuer. beneen bi. waaw le problème de contentieux là la lutte. waaw le problème de contentieux on a vu fii bu ñu rapport kii CEDEAO. waaw dañuy utiliser VAR bi. waaw pourquoi bu ñu ko def bu contentieux amee ci fii. pourquoi ci lamb yi pourquoi. dañu doon wax ni amul ay lan. caméra ak yooyu. ban région fii moom caméra bu mën def VAR. ñëpp am caméra. merci. jërëjëf. mais non ba temps bi. li nga wax am na solo. yaakaar naa ni ñëpp dégg nañ ko. yaakaar naa ni war na mën a jëriñ ñu bari mais tamit dama leen di ñaan bu beneen yoonee lii ngeen xam ne moom nga fa wax nii. ak moom ay doléance am ngeen boole ko. mu doon doléance yoo xam ne dina jëriñ làmb mais bu ngeen ko naree toog di xëccoo maa jëkk a falu kee moo jëkk a falu sama assemblée moo gën a wóor sa bas amul tàngam kii dañ koo may portable kii du sotti lii moo tax ñu woo leen fi li tax ñu woo leen fi mooy bu ñu toogee ba waxtaan ba pare ba dënn yu jóg ñu dal bu ñu dalee nag après yaakaar naa ne bu grand Papa Dieng di conclure ak Moustapha Gueye dina indi jàmm joo xam ne Baye Fall kàddu gi bi lan problème ak kii sama rakk la yëlal micro bu baax ma ne di nga dem amoo problème personnel ak du tey sama mais règlement bi quoi mais on a des divergences de vue tout simplement waaw da nga nangu rek dama la doon nga daanu on a des divergences de vue yéen ñaa ñëpp laa dimbale Baye Fall ayca Baye Fall kàddu gi bi yow laa koy laaj foog ñu xalaat woon nañ même pas sur le même niveau kaddu gu mujj gi mooy waaw li nga wax loolu dama ci dellu siwaat waaw parce que ñun amateur suñu bénéfice ci la moo ñu am benn président boo xam ne bii suñu amee lu ñu war a wax dañ dem xam ci fi ñu jëm xam fi ñu bokk xam ki ñu koy waxal mais association yu bëri yeeg président yu bëri amul lu ñu njëriñ ñun te avancé wul làmb ji demul fenn demul fenn te làmb nekk na loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñoo ko mën a sàmm ñun ñoo ko mën a téel suñu bopp dañ ko mën a téel suñu bopp mooy boo demee ci làmb ji kuréel gépp am nañ président te déggoo leen ñu xoolal déglu ñu xëccoo mais ñun amateur rek ñoo fi nekk di xëccoo ko xeex ak reyante bu ngeen ko dem benn président dafay fekk pourquoi ñu ñëw mënuñu am benn président alaaj Papa mais c'est ça man koy li ma ci kër rek mooy lii moom yàgg na ci àddina
élection bi ëpp importance ci àddina mooy élection présidentielle day am coow. kon dama nga xam ni yeneen élection tey sama yoon nekku ci foofu laa jëmaat. mais nag li nga xam ni mbooloo ko def taxawal ko ànd ci loolu rek moo gën sinon day indi ay coow rek. day indi coow rek. tey comme ni ma leen wax sànq rek nit bu jiitoo sax mënul jiitu éternellement dina am moment boo xam ni ngorom ci boppam moo ko naan lii doy na. ñi nga xam ne ñu woon ci gannaawam jàppale ko te musuñu ko buux benn yoon wala mu li naan boot nit taxaw mu rëkku la. day mujj falu. affaire bi jarul yàkkamti. jarul yàkkamti mais bu ñu sañoon daal ci dëgg yéen ñëpp ngeen nekk benn. puisque tàggoo bi amul benn njëriñ. amul njëriñ Moustapha amul benn njëriñ. waaw en fait man dama seetlu leen xaaj bekaay composante leen làmb yëpp amateur yi ci gën a dee. mbër làmb koy jëriñ promoteur làmb koy jëriñ mbaa mu gañ mbaa mu perte amateur manager ñu ci bëri làmb lañuy jëriñ mais pour amateur mooy jëriñ làmb du gañ mooy dagg bii xaalisam fay ci làmb mooy taxaw di yuuxu di kaas naan nañ defar fii dañ ñàkk defar faa ñooy jël mbër tam-tamal ko ba mu nekk mbër ñooy def yu bëri ci làmb waaw kon kay dama yaakaar ne rek te c'est les plus grands perdants ñooy plus grands perdants yi su mbër gaañoo tout de suite ko xam ne bis ne combat am prix mbër mu baanam foxoj amatul bis bu nekk làmb bu commencé ñu ne accident am na amatul bari na ñoom lu ñeen di léser te duñ mbaa ñu ne 10 combat 4 combat kenn leen remboursé seen billet yi ñu leen jox sax pour ñu digge ko seen i chose day jafe pour ñu jox leen ko te c'est pas normal yàgg naa dégg su du jaan ci classe trop c'est pas normal mais loolu assurance la war a jëriñ ko ñoom loolu assurance la parce que billet boobu waaw boo këf sama yëf de bàyyi na yooyu may këf de billet boobu logiquement amateur ba dagg làmbam jël alalam jënd mais am na lu ko mën a fekk ci làmb ji mën na xaañu tant que mën na dem il doit être soigné il doit être traité comme ni ñu traité mbër bi yooyu yëpp ay détails yoo xamante ne yu ñu war a jëriñoo waa léegi xam-xam bi du jaañ am yàgg ko am vécu trop aussi Amadou ànd ko ak moom ñoom ñaar maa ngi koy expliqué parce que dama leen xam ñoom ñaar ku ne ak Moussa Thiam mi toog Baye Fall ñëpp doon ñoo xamante ne ku ne tëll ci làmb gis nga xam ne ñii ay li ñu naan les mordus de la lutte mooy seen ñoom dañu am feebar boo xamante ne feebar làmb la kenn mënu ci dara ñi fi toog ñëpp moom mooy waa làmb simple yi waaw bu ñu tey lee seen xam-xam ñëpp tënk ko muy benn mais dafay nekk doole day tax ngeen sax dem CNG mën a kaas waaye léegi yéen encore yéen a ngi affilié chaque année 10 000 francs c'est vrai waaw affiliation bi lu mën di jëriñ yéen ban kàddu la lu mën di jëriñ laa bëgg xam 10 000 francs bi ngeen di jël di ko affilié au niveau du CNG yéen a ngi cotiser dans le vide wala yéen am leen pouvoir wala am na dara lu mën di jëriñ affiliation boobu waxu leen ko pour ngeen comprendre parce que émission bi leen di dolli xalaat pour Moussa waaw une minute dama bëgg a revenir ci benn point rek mooy ci ticket bi waaw ci ticket bi pour assurance bi parce que tey nii amul benn promoteur buy tëgg suñu lamb yi nii ba nit ñi mu en nekk 60 000 wala 40 000 personnes koo xam ne am na benn papier assurance bu muy jox propriétaire stade bi wala propriétaire stade bi dans clause contrat bi promoteur bi am ak CNG kiy joxe infrastructure bi muy stade bi moo war a laaj promoteur bi maanaam amateur amul assurance amuñu assurance bu ñu seetaanee lamb ci ku ci dee tamit da ngay perte waaw deuxième waaw c'est grave ku ci gaañu sax da ngay perte ku ci gaañu sax da ngay perte parce que directeur stade bi du laaj papier boobu promoteur bi tëgg lamb bi du ko laaj c'est important papier du ko laaj lu am solo la waaw deuxième point Bécaye man dama bëgg ñu revenir tuuti rek ci benn point bu sensible muy pour ñu regrouper wu waaw pour ñu regrouper wu dafa am lu muy laaj dafay laaj ñun ñëpp ñu tënku ci dara affiliation bi ngay wax noonu ci CNG affiliation bi tey ñun dañoo war a bokk ci commission CNG yi commission yi nga xam ne dañuy comme commission discipline commission financière commission amateur dafa war a nekk benn régulateur au sein du CNG parce que CNG dañ ko jox pouvoir pour mu développer lamb te mënul développer lamb sans les amateurs. waaw d'accord mais est-ce que tamit règlement bi tënk CNG bind nañ ko ci si bu dee bind nañ ko ci lu tax ma wax loolu waaw parce que xam nga tey nii yaa boo noonu di ñoo xam ne ñi ngi ci biir CNG xam ñu règlement CNG dëgg la assise moo ñu ko wax assise moo ko wane bi ñu demee ci assise je pense que grand Pape Dieng était témoin il était là-bas gis na assise ni mu demee Moustapha était témoin am na ñoo xam ne ay membres CNG
influent lañu xamuñu lu article yi tënku. jërëjëf kooku dinañu ci dellusiwaat mbokku téléspectateurs yi tey gis ngeen xam mbir mi demoon na xaw a xumb tuuti ndaxte ku ci nekk rek fi nga toog bëgg nga daal mu sell te lii lépp nag pour mu am njëriñu làmb moo tax ñu dajale leen fi ñu ngi ñaan Amadou wax na ko léegi du jaañ rakkam la xaritam la ñoom ñaar dinañu daje dinañu waxtaan ñu xool naka la ñu war a mën a gindeeku bokk ci lépp daal doon benn parce que Amadou amal na njëriñ du jaañ du jaañ amal na njëriñ Amadou du jaañ xam Amadou am na lu mu bind tënk ko du jaañ mën na koo jëriñoo du jaañ yàgg na ci làmb koo xam ne ca barrière ya ba nga nekkee xale nga ci daan téye kon xam na làmb xam na mbëri xam na combat yi donc mais am na lu mu xamul lu kii xam lu Amadou xam am na lu Amadou xam lu du jaañ xamul kon ñoom ñëpp nañu ànd yaakaar naa ne bu ñu àndee buñ fi jógee xale yi nag ñoom vraiment dañ leen di encourager non ñoom dañ leen di encourager parce que ñoom ñu ngi jouer rôle amateur xëccoowuñu ñu ngi leen di encourager bu baax di encourager tam lutte traditionnelle ndaxte ñoom nag yenn saa yi dañuy groupe baax ñooy dox jàmm parce que ñoom xale lañ yoo xam ne ñu ngi si fans club yi ñu ngi fu nekk pour rek di am jàmm ku dégg bëccëg parce que ñoom ñëpp ay fans club lañu dégeloo pour liggéey lu développer lamb dëgg la kon yaakaar naa ni mbokk loolu aussi lu baax la joxal ma ko micro jàppale leen moom parce que joxuma ko woon mu waxaa nga baal ma non amul problème waa ca phase vite fait rek waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñun yow yaay Mor Seye waaw ñun jeune amateur lañ bokk ñun ak groupe baax yëpp benn la bërki démb rek yàggul def nañ benn match si sax ñun benn lañ famille lañ waaw ñoom ñooñu gagné mais li may wax ñun ci côté Médina bi ñu dëkk wax dëgg yàlla dañ koy jooytu chaque jour saa bu làmb tasee sécurité bi da moom du am agression yi day bari foofu ci di Blaise Diagne bi loolu tamit ñoo ngi ciy sàkkuwaat gars yi ñu gën ko sécuriser ak riance bi yëpp mais yéen tamit ngeen jóg ci waaw ngeen jóg ci yéen tamit waaw ndimbal te ci fekk loxol borom organisez-vous jërëjëf léegi nag mbokk yi dañuy yegsi vraiment temps bi mi ngi dem lu bari xam naa leen fi war a wax yëpp bari na mën nañ fi toog fii ba minuit di waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci làmb ak lu koy defar mais beneen yoon ñu ñëwaat ci leneen dañuy ñëw nag ci sama yoon nekku ci tey dañuy jëkke ci net bi muy internet est-ce que net bi net na Alaaji Papa Dieng du ma koy seetaan lu bari doo koy xool doo ci dugg xamoo lu ci xew du jaañ jox ko micro bi dëgg man de dëgg yàlla fu ñuy bindee ay nit di leen wax lu bon man dama ko seet doo ci dugg muy seetaan jeune amateur waaw internet bi moom dama ciy xool mais lu baax rek laa ciy xool de. waaw dama ciy liggéey aussi. waaw lu baax rek laa ciy xool. Amadou ana micro bi Amadou est-ce que internet bi net na. internet bi loo ci seet fekk ko ci loo ci bëgg a gis nga ci gis. gis nga fa Doudou. Père Bécaye man de bëriwuma sax lu may dugg ci internet moom. man moom daanaka moom lu ma ciy xool bëriwul moom. mais nag moom bëri na yàqute daal. waaw mais nag war nañ jéem a xool nan la ñuy rafetale daal loolu moom lu am solo la. acca Moustapha internet bi. waaw li positif nga jël li baax nga jël li bon jël ca mbalit ma sànni waaye nag doy na waar tout xaaj Bécaye aussi ci jël sa micro ñu dëpp la écran nga jël nit ki yàq ko loo xamante ne ba àdduna tukki du fa jóg tamit loolu tam lu ñu ñaawlu la. lu ñu ñaawlu la beneen bi mooy Sénégal danoo baaxoo weer wu jot ñu génn benn débat fi ñu toll ñu ngi ci 3e mandat Alaaji Papa Dieng loo ci kii débat boobu coow yooyu loo ci wax. mun débat boobu góobu ko ndax lu tax góobu ko mooy. non est-ce que coow yi laay wax coow yi muy indi ñetti weer yi ne ñu indi benn. xam nga Bécaye bu coow bare rek dëgg réer en général. bu coow bare. dëgg réer. dëgg réer. dëgg réer. dëgg réer Doudou lii laa bëgg waaye ndaanaan la nga ni ma. mais Bécaye. waxuma kenn wax article damay wax rek. coow man waxuma article. waaw. xam nga man li may xaar. ñu ne suba la élection wala 1 mois si jot. waaw xam ban candidat moom la APR di am. moo am jeune amateur. coow yooyu coow ay 3e mandat ak nangam. waaw yooyu daal pour man Bécaye dañuy tarreer rek. ndax lu ñëwagul moom yaakaar naa kenn mënu ko ci wax. Doudou fi mu ne ñu ngi ci 2e mandat bi jarul daal ñu ci débat daal. comme ni ñu ko waxee rek premier mandat bi passé gul at moom. booy wax 2e mandat moom yàkkam. non mi ngi ci 2e. non ma ne comme. demagul fenn daal maanaam. comme soreegul. waaw kon nag jaragul a wax daal. jaragul nañ bàyyi ak borom mandat bi daal. loolu daal ci laa ci xam comme moom daal. Amadou. waaw man li ma jaxal. ndey mbir gi président waxoon na fi wax na.
wax na si dama xamul ñu nderte débat bi ma loolu mu jaxal wax na fi ci amul leneen dara desu ci. Moustapha. Sénégal dañu tàmm débat rek mais ku nekk xam na le président de la République Macky Sall 2 mandats la annoncé. 2 mandats la wax na ko laata muy toog. wax na ko bu mu toogee. waaye yaa xëy kenn ñett 3e amul ñu jàpp ne 3e amul. jërëjëf kon mbokk yi loolu li waral ñu indi ko mooy intellectuels yi yéen jàngkat yi da ngeen a baaxoo ñetti weer yu ne ngeen bëmax nu dara te ñun réew la ñu yor wax bu bëgg a développer ay ndawam sonn dundam metti yu bari jotuñu fa ñu nekk dans un pays sous-développé s'il vous plaît am na débat yoo xamante ne ni yu ñuy yokk naka la ñuy def ba développé naka la ñuy def ba xale yi di jàng université dootul am problème yooyu moonu gënal mais nekk ci benn wax pendant 5 mois 1 an 3 ans kenn xamagul kañ la jàppale leen ñu naxaate baaxul nan ñu defaral yoo xamante ni mooy tax réew mi yokku ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu nag sama xarit Tahirou Sarr maa ngi koy nuyu maa ngi koy gërëm di ko ñaanal nag yàlla mu am jàmm moom Tahirou Sarr di ko ñaanal li Penda Diallo madame Dia mi nga xamante ne nii saa wu màggal jotee fa la nuy màggale berndeel ndeek yu neex yëpp foofu lañ koy gisee di gërëm nag ñi nga xam ne tey ji ñoom laa invité woon Amadou merci encore une fois ci déplacement bi xam naa ni jafe na pour ñu invité la ci bu tey xalaatu moom sax lii dina am waaw di ko gërëm bu baax di gërëm Doudou Diagne parce que tamit lii lu am solo la di gërëm jeune amateur di gërëm Doudou Faye di gërëm gars yi toog gannaaw yow jotoo wax quoi mais dañ koy leb Moussa jërëjëf Ousmane Baye Fall sama goro la maa ngi koy gërëm ba Iran dafa ma ne mën ko nootu mu ne ma Iran Sène ma ne ko amoon na fi station bu tudd Iran Sène ci jamonoy Senghor di gërëm Mbaye Fall di gërëm Mao ak caméraman yi nu àndal yépp Moustapha jërëjëf Alaaji Papa Dieng mbokku téléspectateurs yi ñu joxaat leen rendez-vous mardi beneen ñu dellusiwaat te ñuy ñaanal ñëpp ñu am jàmm réew mi am jàmm ñu ne ci jàmm ak la TFM. Basic Blackpool EMA école des métiers de l'automobile ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise.